asalaamaaleykum suñu mbokku déglukat yi man seen mbokk seen xarit Omar Diaw Seck maa dellu si waat fii ci rajo bi ci seen émission pencum réew mi bi ñu leen di defar ay bés bu jot fii ci New York City su minuit jotee ba 2 heures du matin su fekkee yéen a ngi amee seen poste rajo mën ngeen ko déglu ci 930 AM wala su fekkee ni yéen a ngi amee seen ordinateur mu di computer bi ngeen mën ko déglu ci www.wpat930am.com fépp fu ngeen mënti nekk ci àdduna bi di ngeen ko mën a déglu wala su fekkee ni yéen a ngi amee seen appareil téléphone mu ngeen mën a daayal ci numéro bi déglu ko 605 475 2713 mu di 605 475 27 13 wala ngeen mën a woote ci beneen numéro bi mu di 605 562 3912 mu di 605 562 39 12 bu ngeen ci wootee incha allahu di ngeen mën a déglu émission bi bu jàllee tamit di ngeen ko mën a déglu ci allodakar.com bu suñu xarit Modibo Diagne wala su jàllee ngeen mën ko déglu ci xalimasn.com fépp fu mu mën a nekk ci àdduna bi wala actuellement mën ngeen ko suivre nii ci live bi ak suñu xarit suñu camarade mu di monsieur Idrissa Silla ci Facebook bi di ngeen ko ci mën a déglu bu jàllee tamit dina ko rediffuser ngeen mën a déglu émission bi bu baax mbokk ñi doon door a génn ci àllarba nekkoon ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre 2018 ñu tàbbi nii ci alxames nekk ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre 2018 comme rek ni ñu ko waxee xam naa ni incha allahu yàlla ak dogalam kenn mënu ci dara dégg ngeen ni ñu ko waxee xam ngeen ni semaine bi ci New York ñu ngi fi ñàkk suñu doyen bu baax di xaritu ñëpp tubarkalla macha allah. mu di monsieur Baye Anne yàlla na ko yàlla jéggal te xaare ko aljana bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam communauté bi yëpp di ko mastaw ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo fi faatu ñi ñaan yàlla nañ di dawal bu yiw yàlla na leen yàlla yërëm te xaare leen aljana xam naa ni ñuy def rek dañuy ñëw ak li nga xam ne moom lañ daan ubbee mu di alxuraanul karim waxu yàlla subhaanahu wa taala buñ fa jógee door a ñëw ci li nga xamante ni moom moo des ci programme bi incha allahu bu leen fàtte yéen a ngi déglu seen émission pencum réew mi fii ci WPAT 930 AM mu di WPAT 930 AM ki nekk ci machine bi ak micro bi di seen bokk seen xarit Omar Diaw Seck. amin sadaqallahul azim ñi ñaan barke fatihatul kitab boobu yàlla mi am lépp mën lépp sañ lépp di def lépp di dindi lépp yàlla na ci yàlla barke lépp ñi ñaanal ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kaso yi ak prison yi ak violon yi ñu dëj leen benn place yàlla na yàlla xiirtal ñu yor seeni mbir ñu bàyyi leen ñu dellu ci seen njaboot te boo liggéey ñu bañ faa dellu ñi ñaanal ñi feebar di ko wéyaale ak ñi feebar nekk ci biir kër yi ak ñi feebar nekk ci hôpital ñi am naqari ak tiis yi ñu mën a wax ak yi ñu mënul waxul ñoo ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla na leen yàlla roof si du wér te fëgg seen bopp bàyyi leen ci seen sago ci xormay Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam te boo liggéey mu bañ a tëral kenn ñi ñaanal tamit ñi nga xam ne ñoo faatu ñoo fi jóge yàlla nañ ci dawal bu yiw yàlla na leen yàlla xaare aljana yàlla na leen yàlla jéggal yàlla na ñu daje ngërëmu suñu borom ci xormay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam
ñuy ñaan yàlla na yàlla wàcc jàmm ci àdduna bi waaye rawatina ci Afrique ga ñu bàyyi ko waaye rawatina ci réewum Sénégal ga ñu bàyyi ko rawatina nag fépp fu doomu Sénégal mën a nekk ci diaspora bi waaye rawatina ci États-Unis d'Amérique gii ñu nekk ak ci New York City gii mu ñu nekk fépp fu ci waaye nekk yàlla na la yàlla defal la nga bëgg dàqal la nga ragal ci xormay Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla yiir yàlla nañu yàlla aar yàlla nañu xormaal yàlla nañu suturaal yàlla nañu tatagal yàlla nañu sàmmal boppam yàlla nañu yàlla musal ci catu làmmiñ laay catu bët laay catu xel mooy catu xelu mala ay ñu ñaanal son excellence le président de la république Macky Sall aussi li nga xamante ni moom la bëgg ñu jëm ci fi mu ne nii fii ak ñaari weer luy des yu manqué wala ñetti weer mu di élection présidentielle yàlla na ko ci yàlla may ndam mu gagné incha allah au premier tour incha allah ni ñu koy waxee yàlla na ko yàlla dogale noonu ci xormay Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu nekk ndam lu set wecc ndam lu weex tàll yàlla bokk ñu defal jàmm bu ko gagné yàlla na àdduna yëpp àndandoo ñun ñëpp xol yëpp bokk booloo doyloo yàlla wax dëgg yàlla Sénégal gépp yàlla dëppe xol yi tàppale xol yi ñun ñëpp ñu ànd ak sago ànd ak xorma àndandoog moom liggéey jàppale ko bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla def ñuy ñaan yàlla defal ñu sutura defal ñu jàmm li ñuy wut yëpp yàlla nañ ko fi yàlla defal ak jàmm ba ñu am ko jàmm ba dellu ci sunu njaboot bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam comme niñ leen ko waxee rek dégg ngeen ni ñi nga xam ni ñoo faatu ci semaine bi suñu grand suñu doyen mu di monsieur Baye Anne dégg ngeen wax nañ ko keroog ci rajo Modou bi ñu koy defal hommage tubarkalla macha allah ñëpp dugg nañu wax lu baax ñi duggul tamit am nañu yéene waaye yàlla subhanahu wa taala xam na lii ci xol yi ba ñu jógee ci loolu ñu dem ci Sénégal ku ne xam na ni góor gu baax googu mu di imam Diop Ndiaye ngeen xam ko tubarkalla macha allah jolof-jolof bu mag boobu tubarkalla di mbokkum El Hadj Abdou Aziz Sy Malick di mbokku njabootu kër Cheikh Sidi Hadj Malick tubarkalla macha allah ñu ngi koy jaale soxna Daba Ndiaye ak magay borom këram ak mbokkam yu baax yi fi nekk yëpp ñoom soxna Mariamu Ndiaye ak ñoom sëñ Moustapha Ndiaye ñëpp tubarkalla macha allah ñu ngi leen koy jaale yéen ñëpp ngeen xamoon ko ndax ku ma sa dégg Alaaji Abdoulaye Sy Malick muy wax rek soo déggulee Alaaji Mbay Déggen bàyyi ñoom Aziz Mam Fam moom it yàlla na ko yàlla yërëm rek da ngay dégg Alaaji Diop Ndiaye mu nekkoon nit ku borom xam-xam ku selloon ku xamoon alxuraan ku déggoon arab wax dëgg yàlla booy Alaaji Abdoulaye Sy Malick daan wax tubarkalla moo ànd ak moom ndekkoon xaritam nekk soppeem yàlla na leen yàlla boole wanale yàlla na leen yàlla boole dëkkal ca jannatul firdaws bi jaay Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen tamit sunu yaay ju baax jooju wax dëgg yàlla di sunu bàjjan di sunu xarit di suñu lépp di maire Dior Diop ngeen xamoon ko mu nekkoon responsable Arafat wax dëgg yàlla moom it daf fi bàyyi ko tey ñu ngi koy jaale ñëpp di ko yàlla na ko yàlla xaare aljana sànq soxna moomi seen maa ngi ko doon woo pour jaale kooku moom ak borom këram moom ñu ngi leen koy jaal ak njabootam ñëpp maire Dior nekkoon nit ku baax tubarkàlla maa ngi fàttaliku bi ñuy xale boobu suñu kër lay dal gàmmu Tiwaawoon di ànd ak ñoom sama tante Daba Sorong ak ñoom tànn mañ seta bàccili tubarkàlla macha allah ak ñoom men taan jaara ñang ak ñoom ñëpp ñu bokk di ñëw ndeysaan àdduna noonu la yàlla na leen yàlla xaare aljana jéggal leen bi jaay Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu nekkoon mag ñu baax ñoo xam ne ci diine lañ doon dox ak jàpp ku ne xam ne ni gis ngeen yi mu doon def jàppale nit ñi jàppale jigéen ñi tubarkàlla macha allah ba taxawal arafat boobu nga xam ne ñu bari ci la ñu amee occasion dem siyaare ji Seydina Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam dem defi nga xam ne moo di seen farata muy xaj Makka loolu yëpp yàlla na ko yàlla fay yàlla na ko yàlla xaare aljana ñoo ngi koy jaale julit yëpp di ko jaale njabootam tubarkalla macha allah xam ngeen ni rek noonu ñu ko waxee tamit wax dëgg yàlla yàlla daal moo yor ay mbiram di ko dogal kenn mënu ci dara yàlla na ko yàlla xaare aljana ak moom ñi nga xam ne ñoo faatu ñëpp mbokk yi ba nga xamante ni nag jóge nañu ci loolu xam naa ni ñuy jéem a def rek dañuy jéem a ñëw dem ci ay aajar bu ko defee ñu ñëw door dellu si li nga xam ne moom moo des ci programme bi incha allahu bu leen fàtte ni yéen a ngi déglu seen émission pencum réew mi ci WPAT 930 AM ki nekk ci machine bi ak ci micro bi di seen mbokk di seen xarit Omar Diaw Seck. mbokk yi ñoo ngi jéggalul xam naa dañu am fat technique léegi kon xam naa ne dañuy jéem a ñëw rek dem ci beneen jéem a seet beneen aajar jéem ci ñëw seet ba xam ne ñu ngi jéggalu ci technique yooyu bu baax ndax problème mu machine souvent moo demee noonu waaye ñoo ngi ci ñëw rek bu baax léegi
mbokk yi ngeen jégal ñu tuuti. waaw wax nga dëgg de ñun de guy gu réy gi nekk ci digg New York mooy sunu ndaanaan moo nu tere nelaw ñu ni guy gi fan la nekk ñu ni mi ngi nekk 120 West 116 Street between 7 and Lenox foofu moo di fan nee nañu foofu nag moo di Baobab guy gu réy gi nekk ci digg Harlem tubaarkàlla macha allah bu ngeen demee Baobab bëccëg bi nee nañu ceebu jën yaa nga fa maafe yaa nga fa ceebu yàpp yaa nga fa suluxu mbalax yaa nga fa booleek nag ay xale yu jigéen yu taaru nag te set wecc nag bërëb ba dolli set xëy neex bu ngeen demee ñu di leen toppaloo ngeen lekk ba suur naan ba mandi lépp ñu teg ko ci yoon ñu ni loolu ndax doy na ñu ni déedéet guddi ga nag bu jotee nee nañu alaaji sëriñ moo fettax daanu si ca biir nee nañu bu ngeen ñëwee fekk ca biir dibi ja nga xam ne moom lañ daan lakk Sénégal di ko booleeg soble sa di ko jëri ca taal ba di ca xëpp li nga xamante ni moo di moutarde Dijon ba ak oromasi ba moom la ñuy defar ba mu baax nee nañu sëriñ moom la nekk ca biir góolu ko ñu ne ndax loolu rek doy na ñu ne déedéet dana ciy def bu yàpp nag di ci def bu ganaar nee nañu ndax Baobab restaurant ci loolu la yem ñu ne yamuñu ci loolu ndax Baobab restaurant boo amee seen numéro téléphone ñu di ko wax 212 864 4700 mën nga jaaxaan ci sa kër woote di nga yot te xale yu jigéen ya fa nekk nga jox leen sa adresse ñu yabal delivery bi mu daal di ñëw indi la li nga commandé bu ko defee nag nga am noo defar ñoom nag nuyu leen nuyu ba am maanaa bu ko defee ñu daal di dellu si nee nañ foofu daal moo di Baobab restaurant moom la gars yi doon seet waaye nag dañu ni tubaarkàlla macha allah kat Baobab daal bu ñu ko waxee xel yëpp war a dem Sénégal dem feneen fu dul Sénégal lu dul West Africa kon nag delloo si leen xel yi te fóotaat xol yi Baobab restaurant mi ngi ci 116 Street kon nag na fa ñëpp daje noonu nag déet ne yamul ci lool ataaya jàng ca biir. waaw Abdou Aziz Ndiaye jaata Ndiaye moo leen indil nag li ñuy wax Mimi ak Mounass Travel Mimi and Mounass Travel dara du seeni jiite lu dul di leen jaay ay billet avion yu yomb bu ngeen jëndee ci ñoom billet avion yu yomb it ñu ñëw bu ngeen yore bagage yu bare ñu ñëw jëlal leen seeni bagage gunge leen ba aéroport jàppale leen ba ngeen peese seeni bagage du ngeen am benn problème ngeen dem ci jàmm yegg ci seen njaboot ci jàmm ñu ne ndax Mimi ak Mounass ci loolu la ñu yem Abdou Aziz Ndiaye ni déedéet li ma leen di bégal day pareeguma ñu ne lan moo des mu ni képp ku nga xamante ni yor nga sa bagage boo bëgg a yóbbante Sénégal te maanaam demuloo boo ko tegee ci loxoom dana la ko yóbbul ba mu dem ci jàmm yegg ci jàmm ci say mbokk ñu ne ndax ci loolu la yem mu ne déedéet ndax mën ngaa am yeneen i bagage te du mat walis mbaa du mat colis Abdou Aziz Ndiaye nee na lu mu mën a toll na nekk sax enveloppe bu ndaw bu nga xamante ni rek lu tuutee ci nekk bu ngeen ko tegee ci loxoom waxtaan ak moom dana leen ko yóbbul ci bis bi mu yegg ci bis bi ci réewum Sénégal te du ngeen ci am benn gàllankoor kon daal ndeke daal Abdou Aziz Ndiaye man sama nee na daal jindaa naan li wax ndekete mooy dëgg Abdou Aziz Ndiaye daal ndekete buur Ndiaye gaynde Ndiaye suukar Ndiaye lem Ndiaye lu neex Ndiaye nee na ñu ne képp ku bëgg a jokkoo ak Mimi ak Mounass na nga woote ci 1917 957 5168
maanaam 19 17 957 51 68 kon nag Mimi and Monas Travel mi ngi nekk ci digg dëkk bi te askan wi rek ko tax a jóg kon nag daw leen balaa muy teel bu leen ko kenn nettali. Jacob Restaurant. Jacob Restaurant Soul Food and Salad Bar. Jacob Restaurant nag mbokk yi dañu leen di xamal ni ñaar la ñoo nekk ci Harlem. benn bi mi ngi nekk ci 373 Lenox Avenue corner of 129 Street. téléphone ba nekk 212 866 3663. Jacob Restaurant bi ci des nee nañu ma nga nekk ca 2695 Frederick Douglass Boulevard mi ngi nekk corner of 143 Street. booba nag numéro téléphone ba ma nga nekk 212 283 3663 moom it. nee nañu Jacob Restaurant nag lekk lu neex baax na lool lekk lu set baax na lool waaye nag lekk lu ànd ak sa wér gi yaram moo gën lépp te nag Jacob Restaurant moom la leen indil. nee nañu dañuy def macaroni and cheese, fried chicken, candied yams, beef short ribs, collard green, baked chicken, herb roasted potatoes, stuffing, meatloaves, cornbread, barbecue pork ribs, baked salmon, oxtail, black eyed peas, gumbo okra, jerk chicken. yooyu yëpp dañ leen ko fay defal muy ci Jacob Restaurant. nee nañu nag képp ku nga xamante ni bëgg nga jokkoo maanaam dugg ci website du Jacob mën nga daab tappe www.jacobrestaurant.com. boo bëggee jokkoo ak ñoom ci email mën nga leen email ci jacob373@gmail.com wala boo bëggee beneen information bu gën a leer nag nga dugg ci facebook/jacobrestaurant.com. Jacob Restaurant daal mooy leader in soul food fii ci Amérique rawatina ci New York weesooti ko nag ci fii di Harlem. Jacob Restaurant kon numéro téléphone yi mi ngi 212 866 3663. mbokk yi loolu nekkoon ay ajar yu nga xamante ni mi ngi jóge ci foofu di Baobab restaurant muy number 1 bi ak number 2 bi ak beneen ajar bi nga xamante ni mi ngi jóge ci Mimi ak Monas Travel ak beneen ajar bi nga xam ne mi ngi jóge ci Jacob Restaurant. waaye bu ñu jógee ci loolu xam ngeen ne Laasana mi ngi wax ni tamit bu leen fàtte foofu ngeen xamante ni moom moo di New York Meat and Fish Market bi nga xamante ni mi ngi nekk ci 1680-1678 ci Boston Road tubarkalla macha allah ci Bronx. nee nañu xam ngeen la ñu fay jaay muy yàpp xar yàpp nag yeeli mbote ay ganaar ak géej ak keccax ak tuufa ak confumé ak kambajeng lépp lu nga xamante ni jigéenu africaine bi daf koy soxla di ko def ci cinam bu demee dana ko fa fekk. dana am ay fruits dana am ay légumes dana am ay boisson gazeuse dana am ay jus lépp lu ngeen soxla rek bu ngeen demee da ngeen ko fa fekk. nee nañu nag lépp lu nga xamante ni jënd ngeen ko fa wala ngeen order ko fa muy toll ci juróom fukki $, fu ngeen mën ci nekk ci Bronx wala Manhattan wala Queens wala Brooklyn ba Staten Island New Jersey jàll ba Pennsylvania danañ leen fekk foofu ba seen buntu kër indil leen ko jox leen ko. mën ngeen ko fay ci Mastercard ak Visa ak Discover mën ngeen ko fay ci EBT tamit lépp lu ngeen ñëw rek da ngeen ko fa fekk foofu. bu ngeen bëggee def seen order mën ngeen woote ci 718-294-7882 mu di 718-294-78 82. am na tamit beneen New York Meat and Fish Market bi nga xamante ni mi ngi nekk foofu ci
125-127 ci Saint Anne ci Bronx moom tamit lay am fële rek moom mooy am fii benn la moom tamit su ngeen fa jëndee lu toll ci juróom fukki dollar bu ngeen ñëwee danañ leen ko délivrer yéen a xam fu ngeen mënti nekk ci bërëb bi ñu leen wax léegi bu ngeen bëggee tamit order mën ngeen woote ci numéro téléphone bi 718 294 78 82 mu di 718 294 7882 bu ngeen fa wootee rek incha allah da ngeen ci am lu leer beneen yoon bi tamit moo di foofu di Mimi ak Monas dégg ngeen rek niñ leen ko waxee tout le temps suñu jigéen Aïda Ndiaye mu di Aïda Bonde Aïda Diagne nee na bu ngeen ñëwee foofu madame Ndiaye ci place su soxna Ouma bu ngeen ñëwee ci ngeen di indi maanaam bagage yi dem Sénégal ñu jàppale leen ci bu baax bu ngeen amee tamit yóbbante buy jóge Sénégal di ñëw fii ngeen yóbbu ko Wakaam dinañ leen teg ci direction bu baax bu ko defee bu ngeen demee ngeen mën koo am bu baax mbokk yi xam ngeen ni ba ñu jógee ci loolu semaine bii ñu génn ni xew-xew yu mag am na ca Sénégal xew-xew yu nga xamante ni dafa jëm ci lu préparer élection yi ndax ñu ngi ci pré-campagne fas yéene dem ngir fas yéene falaat son excellence le président de la République Macky Sall mu di coalition boobu nga xam ne moom la ñuy wax coalition Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ñu ngi àndandoo woon depuis 2012 taxaw sampoon ki nga xam ne moo di son excellence monsieur le président de la République Macky Sall àndandoo di gouverner ensemble di liggéey bu rafet tubarkàlla macha allah engagement yi ñu jëloon yu ko raw la ñu jëlaat ñu dégg tamit ni lu am solo ñu fas yéene ko def muy lu baax kii nga xam ni moom moo di honorable di président de l'Assemblée nationale di monsieur Moustapha Niass ñoom it àndandoo na ak parti ñu àndandoo investir son excellence monsieur le président de la République Macky Sall ni moom la ñu fas yéene mu nekk seen candidat incha allahu ci élection yi di ñëw kon AFP sampaat nañu le président de la République Macky Sall moom la ñu fas yéene àndal ngir defaat ko président de la République bu ñu jógee ca loolu ka nga xamante ni moo di Ousmane Tanor Dieng mi nga xamante ni nag tubarkalla PS def nañu mobilisation bu jéggi dayoo tubarkalla macha allah boo xam ni lu ci waay yaakaaroon am nañ ci njort bu yaakaar ñoo ngi ciy félicité nag suñu camarade de coalition yëpp di ci jiital monsieur Amadou Ndiaye di leen jox sargalam ak suñu jigéen soxna Séni Fall vraiment ñu ngeen joxal ñu suñu ngërëm ak suñu sant waa PS yëpp kontaan nañu ndax mobilisation bi nga xamante ni monsieur Ousmane Tanor Dieng def na ko àndandoo ko waa PS xol yëpp sedd nañ ci tubarkalla Dakar liñ koy waxee rek wàcc nañu ko démb loolu kenn mësu ko gis ñi ci nekkoon ci biti wër siège ba tubarkalla nga xam ne dina def ay plus de 4000 et quelques personnes ñu tëj buntu yi kenn mënatul a dugg moo ëpp la woon ci biir loolu yëpp ñu àndandoo boolewaat seen i xol ak seen i yaakaar taxawaat ni ki ñuy falaat ki ñuy defaat seen candidat moo di son excellence monsieur le président de la République Macky Sall muy lu am solo lu am maanaa lu nga xamante ne xol yëpp sedd nañ ci kon xam naa ni ñuy jëkk def rek dañuy dem ca bu AFP ba ñu fas yéene déglu li nga xamante ni seen responsable wax na ko mu di monsieur Moustapha Niass ci ànd gi ñu ànd fas yéene taxaw falaat ki nga xam ne moo di son excellence monsieur le président de la République Macky Sall ñu investir ko kon AFP fu ñu mënti nekk ñoo ngi parewaat pour fas yéene votel ki nga xamante ni moo di monsieur le président de la République Macky Sall kon ñu demal leen ca ndaje moomu ngeen déglu ko. congrès investiture AFP la waaye itam en même temps congrès investiture Benno Siggil Sénégal la pour président de la République. L'Alliance des forces de progrès a aussi investi le président de la République comme leur candidat pour la présidentielle de 2019, un choix porté par toutes les structures du parti et de la coalition Benno Siggil Sénégal qui, selon eux, se justifie amplement. Au terme de plus de 6 heures de débat ouvert et démocratique, donc moi, M. le secrétaire général, a acté la décision de consacrer son alliance stratégique avec le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, jusqu'au terme de son second mandat. L'AFP, pour sa part, assume sans équivoque pour le bilan du septennat du président Macky Sall, pour lequel nous pouvons être fiers. Les développements récents dans l'environnement externe comme interne ont été propices à la consolidation de la relance de l'économie nationale. Le président de la République se félicite de la confiance renouvelée de l'AFP et le choix porté sur son humble personne. Au nom de l'Alliance pour la République APR et de la coalition Benno Bokk Yaakaar que nous partageons, je voudrais vous remercier et vous dire que j'accepte avec humilité votre investiture vers le candidat de l'Alliance des forces de progrès
mais aussi le candidat de la coalition Benno Siggil Sénégal. Après avoir investi leur candidat, le coordonnateur de l'Alliance nationale des cadres du parti, Alioune Sarr, révèle qu'ils sont prêts à prendre la relève en 2024. Son horizon dépasse 2024 et donne rendez-vous aux jeunes Sénégalais pour la poursuite de cette œuvre gigantesque du président Macky Sall. De ce point de vue, l'AFP dispose d'atouts et de la légitimité pour assumer avec détermination et compétence ce legs du président Macky Sall. L'investiture a été un moment de communion entre le président de la République et ses alliés, l'Alliance des forces de progrès, qui promettent une réélection de leur candidat sans équivoque dès le premier tour en 2019. mbokk yi dégg ngeen loolu gis ngeen ko tubarkalla macha allah muy lu am solo lu nga xamante ni maanaam daal doy na sant yàlla ñëpp kontaan nañu ci loolu gis ngeen AFP taxaw bu nga xam rafet bi nga xamante ni taxaw nañ ko jàppale ki nga xam ni moo di son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ak waa benn bokk Siggil Sénégal taxaw ni le président de la république la ñuy jël éliraat ko moom la ñuy sampaat mu fas yéene nekk seen candidat loolu defe naa ni xol sedd na xol bu baax ba nu jógee ci loolu nag comme niñ koy waxee waa ki ña nga xam ne ñoo di waa AFP waa PS ñoom gàcce ngalaama kenn amul seen fay ndax def nañu mobilisation bu nga xamante ni nit ñëpp defe naa ni tubaarkàlla liñ doon wax ni waxi mag dem na ndañ taali wuré wa dem kë nga lay jee defe naa ni lépp leer na sëñ Abdoulaye Mbacke radiyallahu anhu daan na wax ne na ab cër kenn du ko gént dañ cay toog defe naa ni démb képp ku ñëw ci seen siège bële boo ñëwee gis la génn nit ñi am seen fulla am seen i fayda def seen i vert rouge tubarkalla sol seen i weex tàll ñëw taxaw woote jàmm taxaw ànd ki Ousmane ginnaaw Ousmane Tanor Dieng ni ko yow la ñu àndal yow la ñu foo joxoñ fa la ñu joxoñ foo xool fa la ñu xool dinañu fas yéene tabaat son excellence monsieur le président de la république Macky Sall loolu defe naa ni tubarkalla macha allah ku mu seddul sa xol dara dootul sedd sa xol ku mu dawul sa yaram dara dootul daw sa yaram kon nag nit ñi nañu yeewu bu baax ndax jamono bi ku nelaw yaa bëgg nelaw waaye ñi doon nelaw ñëpp yeewu lañu ndax ñi doon dajant ñoo faf daanu ci ñi doon nelaw ñëpp faf ni foo jottoo kon defe naa ni nit ñi war nañu déplacer fu ñu leen di naxe dépassé fu ñu leen di naxe ak fu ñuy fëkkee seen xel ak fu ñu leen di raconter yu nga xamante ne dara du ci dëgg tey jii bu jëfee rek mu leer tubaarkàlla macha allah ñëpp leer na nañ ñëpp génn nañu àndandoo ko monsieur Ousmane Tanor Dieng te kenn sexalu leen suukar kenn mayu leen tàngal kenn jëndu leen kenn geru leen taxaw ni ko fi ñu xooloon démb ak bërki démb ba fal son excellence monsieur le président de la république Macky Sall foofu la ñuy xool tey fas yéene ko jàppale muy mouvement bu am solo di parti bu am solo ñu def ko tubaarkàlla yokkaat xol yi président de la république dafa kontaan wax dëgg yàlla wax bu daw yaram bu nga xamante ne lu reetaan lu neex loo xam ne ma leen ko tegalee defe naa ne bu ngeen ko déggee da ngeen xam ni tubarkalla macha allah lépp dëgg la comme ni ko gars yi di waxee rek kon xam naa ni ñu leen di jéem a defal rek mooy ñu jéem a leen a indil loolu nga xamante ni mooy la xew foofu tubarkalla macha allah ca maanaam foofu di ci ndaje mi nga xam ni waa kii def nañ ko démb PS def ko kon ñu indil leen ci ñu déglu reportage bi ci Pape Birame Bigué Ndiaye def bu RTS suñ paree jël leen a indil yi nga xamante ni moom moo ci topp kon ñu déglu la xew ca congrès bu parti socialiste bi ñu doon def démb di sampaat son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ngir fas yéene ko falaat incha allah deuxième mandat am ci premier tour. L'endroit est mythique. L'instant historique d'une journée mémorable à la maison du Parti socialiste. Où des figures emblématiques de l'histoire politique du Sénégal ont marqué la vie de toute une nation. Ce jour restera jamais gravé dans les mémoires un congrès extraordinaire d'investiture. Le candidat Macky Sall, porté en triomphe dès son arrivée à la maison du parti, qui a renoué avec les grandes journées de mobilisation exceptionnelle pour prendre une décision historique. La décision que nous prenons est une décision historique. C'est une décision conforme au statut de notre parti. C'est une décision qui a fait l'objet de larges consultations, de larges échanges et discussions au niveau de toutes les instances du Parti socialiste. En vertu des statuts et du règlement intérieur du Parti socialiste, le congrès extraordinaire approuve toutes les propositions du secrétaire exécutif national et du bureau politique. Et par conséquent, décide solennellement d'investir ce mardi 27 novembre 2018 son candidat à l'élection présidentielle, le président Macky Sall pour l'élection.
j'accepte votre investiture comme candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle. L'annonce d'une décision prise par acclamation, un choix dans l'unanimité qui déchaîne une foule en liesse, dont l'ivresse d'une hystérie collective. La puissance d'une force politique et d'un électorat fidèle du Parti socialiste qui vient d'investir le candidat Macky Sall pour une victoire éclatante dès le premier tour de la présidentielle de février prochain. C'est un président jeune, mais je suis persuadé qu'à côté de la jeunesse, il y a la volonté, il y a le patriotisme, il y a l'amour du peuple sénégalais. Mané fi ñoko mom. Pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, une grande coalition a survécu au-delà de la conquête du pouvoir. Benno Bokk Yakaar, au modèle de longévité, une expérience inédite qui aboutit à des progrès économiques et sociaux dans une gouvernance transparente et efficace, au cœur de laquelle le Parti socialiste a joué un rôle décisif. Président, j'ai été témoin de votre engagement pour le pays. Chaque fois que vous parlez du Sénégal, vous parlez du Sénégal, de cet habitant de Diawara qui n'a pas d'eau potable, de cet habitant de Touba Tranquille qui n'a pas d'école, de cet habitant du Ferlo qui n'a pas de forage. C'est cette sensibilité sociale qui m'a le plus marqué chez vous. Et cette sensibilité sociale correspond à la doctrine, à la vision du Parti socialiste. L'hommage du président Macky Sall à Ousmane Tanor Dieng, porteur de l'héritage de Senghor et Diouf, est éloquent. Ousmane Tanor Dieng est un exemple de courage politique, un exemple d'humilité, de constance et de fidélité à l'engagement. Ce sont là des qualités essentielles pour assurer et porter le prestigieux héritage de la maison socialiste. Un message de fidélité, de confiance dans la marche vers l'émergence du Sénégal. Le Parti socialiste est un patrimoine politique national, dira le président Macky Sall, qui a exprimé toute sa satisfaction face au travail abattu par ses alliés socialistes au corps de l'État et des institutions de la République. C'est une union sacrée qui est scellée dans la diversité. Chers amis socialistes, si nous avons des trajectoires politiques différentes, des références différentes, des partis différents, nous savons en même temps que ce qui nous unit et nous rassemble est au-dessus de toutes ces différences. C'est ce qui cimente notre compagnonnage dans la durée et dans l'intérêt supérieur du Sénégal. Bâtir ensemble un Sénégal de tous, un Sénégal pour tous, une conviction partagée à l'heure de la reconquête du pouvoir pour assurer la continuité de l'émergence d'un pays qui vient de loin. Debout dans cette salle mythique où résonnent encore les voix de Léopold Sédar Senghor et de Abdou Diouf. Kon nag président ñëw nga gis nga li nekk ci ma ne weddi moom weddi gis bokku ci. waaw li nekk ci biti moo ëpp li nekk ci biir. Et cette salle est la plus grande salle de ce pays. 4500 à 5000 places. Président, li nga gis ci côté bii moo nekk ci côté bii. Kon moom fii ma ne fii ñoo ko moom. Fi ñu toll nii amatul yendal, amatul nelew, amatul noppalu. On va essayer de faire comme le président, travailler
25 heures sur 24 pour la victoire le 24 janvier. ma daaneel wax ne suñuy dem ak fu ñuy dem nañ gànnaayoo le bilan du président Macky Sall. C'est un bilan non seulement positif, mais c'est un bilan élogieux. ñu gànnaayoo ko pour Sénégalais yi xam ne li fi def ci juróom-ñaari at yi ci wàllu yëpp kii ku ko joxaat réew mi juróomi at Sénégal du xaal 2035 pour être émergent. En 2024, le Sénégal sera émergent. Chers camarades socialistes, affaire bi Tanor la. dégg leen loolu. tey président defante rek. Merci camarades. Monsieur le secrétaire général du Parti socialiste, cher Ousmane Tanor Dieng, Mesdames et Messieurs les membres du bureau politique, du comité central, Mesdames et Messieurs les congressistes, militantes, militants et sympathisants du Parti socialiste, chers amis, je voudrais d'abord, chers camarades, vous présenter mes condoléances émues suite au rappel à Dieu hier de votre camarade, le ministre Jacques Baudin. Au nom de l'Alliance pour la République, au nom de toute la coalition Benno Bokk Yakaar et de la grande majorité présidentielle, je vous exprime toute ma compassion et ma profonde sympathie. Mes chers amis, en franchissant le seuil de cette maison historique du Parti socialiste, j'ai été saisi d'une vive émotion. L'ombre de deux grands hommes continue en effet de couvrir et protéger cette maison du Parti socialiste qui caractérise le socialisme sénégalais et la vie politique dans notre pays. Je pense respectueusement à mes illustres prédécesseurs, les présidents Léopold Sédar Senghor et le président Abdou Diouf. Je leur rends hommage et je salue la mémoire du président Senghor. Aujourd'hui, votre secrétaire général, notre ami, notre compagnon, le président Ousmane Tanor Dieng, le président Ousmane Tanor Dieng, président du Haut Conseil des collectivités territoriales, nourri aux valeurs de la République et de la nation, est le digne et fidèle continuateur de cet héritage senghorien. Ousmane Tanor Dieng est un exemple de courage politique, un exemple d'humilité, de constance et de fidélité à l'engagement.
Ce sont là, Monsieur le secrétaire général, mesdames et messieurs, ce sont là des qualités essentielles pour assurer et porter le prestigieux héritage de la maison socialiste. Je suis venu en témoigner. Je suis venu également saluer son engagement et sa fidélité à notre grande coalition Benno Bokk Yakaar. Chers amis socialistes, si nous avons des trajectoires politiques différentes, des références différentes, des partis différents, nous savons en même temps que ce qui nous unit et nous rassemble est au-dessus de toutes ces différences. Ensemble, nous avons gagné en 2012. Ensemble, nous gouvernons depuis 2012. Ensemble, nous partageons le même bilan. Ensemble, nous regardons vers le même futur, un futur d'unité, un futur de continuation et de consolidation de nos acquis, un futur d'amélioration de nos performances et surtout un futur balisé par une victoire nette et sans bavure dès le premier tour. Que décide solennellement d'investir ce mardi 27 novembre 2018 son candidat à l'élection présidentielle du 24 février 2019 et déclare officiellement le président Macky Sall candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle du 24 février 2019. mbokk yi defe naa ni loolu sedd na xol te vraiment daw na yaram mobilisation bi waa PS def am na solo grand Amadou Ndiaye ñoo ngi lay ñaan nga woote ci 212-219-9695 xam naa yaa ngi ci liggéey bi mais éléments yi maa ngi ko doon jot ci téléphone moo tax mënuma la woon woo mais vraiment ñoo ngi sàkku nga woote mbokk yi lii mooy li nga xam ni moo xew Sénégal. am na yeneen yu des dinañ ci ñëw parce que xam ngeen ne femme Benno Bokk Yaakaar yi def nañu mobilisation bu rëy ca Mbour ñi nga xam ne ñoom ñoo di jeune Benno Bokk Yaakaar yi tamit def nañu benn ca stade ba ca Médina tubarkàlla macha allah lii dal na xel te nit ñi ma bëgg ñëpp nañu delloo si seen xel son excellence monsieur le président de la république Macky Sall dégg ngeen wax ju rafet ji mu wax nee na ñun coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo àndandoo woon ak waa PS ak ñeneen tubarkàlla macha allah def coalition ñëpp bokk gagné li nga xamante ni moom moo di élection présidentielle 2012 àndandoo di gouverner ba tey jii wëlbatiku tamit àndandoo bokk li nga xamante ni moom moo di bilan bi te noonu mu ko waxee noonu lu am solo la ndax travail d'équipe la kon loolu yëpp dafa wane ni mbooloo rek moom mooy doole ni ñëpp ñun ñoo war a àndandoo booloo bokk ndey ak baay àndandoo liggéey li nga xam ni moom moo di sunu réewum Sénégal gi ndax Sénégal ni ma leen koy waxee tout le temps rek beneen xeet du jóge ci biti ñëw dina ko liggéeyal ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo ko moom rek ñun ñooy ñëw àndandoo liggéey ko naka sunu maam yi defee woon waaw tubarkàlla naka sunu maam yi defee woon tubarkàlla macha allah noonu la ñuy ñëw fii di ko def te noonu la ñuy ñaan tubarkàlla macha allah ëllëg bàyyi fi Sénégal yu baax ba sunu mbokk sunu sët yi ak sunu sëtaat yi ñëpp ñëw tubarkàlla macha allah nekk ci tànk yooyu loolu muy lu rafet wax dëgg yàlla muy lu am solo defe naa ne congrès bi ñu bare defe naa gis nañ ko mu nekk tamit lu am solo loo xam ne xol yëpp bég nañ ci kon xam naa ne en attendant rek ñu jot suñu camarade doyen Amadou Ndiaye pour ma woote wax li nga xam ne moom moo di xalaatam ci mbir mi ak lu rafet li nga xam ni waa PS ñoom def nañ ko tubarkàlla mujj seen congrès bu mag boobu sampaat ki nga xamante ni moo di son excellence monsieur le président de la république Macky Sall xam naa en attendant rek dañuy ñëw delluwaat ba Sénégal en attendant moom muy woote ñu dem déglu ji ki nga xam ni moom moo di honorable député Siré Ndiaye ci mobilisation bi nga xamante ni moom la femme Benno Bokk Yaakaar yi def
ci njiitul madame Mariam Badiane tubarkalla ñu ànd ceeg ñoom ministre de la femme Adjaratou Ndeye Saly Diop Dieng ñëpp jóge fépp ci région yi ci Sénégal yëpp ñëw ñu daje Mbour tubarkalla macha allah mu nekk manifestation bu mucc ayib bu neex bu rafet bu nga xamante ni xol yëpp sedd nañ ci kon nag ñu déglu ji rek honorable député madame Siré Ndiaye en attendant bu yàlla dogalee ñu mën a jot monsieur Amadou Ndiaye ndax xam naa ne jamono yi dañ koy comprendre tamit mi ngi ci liggéey bi maa ngi doon jokkoo ak moom léegi ci téléphone bi waaye boobu fekk na man maa ngi ci micro bi kon ñu tegal leen en attendant madame Siré Ndiaye rek pour rattraper wu ak temps bi. nag doo bàkku di dem ca làmb ja da ngay jóge ca làmb ja di bàkku mais aujourd'hui li ñuy avertir l'opposition mooy en tout cas département de Mbour gëw ma ne candidat dina fi duggati parce que li ñu fi def tey ñun jigéenu Bennoo kese ñoo ko def góor ñi bokkuñu ci ndaw ñi bokkuñu ci parce que xam ngeen ne jamono jii ñu génn fële ca King Fahd Place Bennoo Bokk Yaakaar ay cadre am investir nañ son excellence le président de la république tey démonstration de force bii ngeen gis au niveau du département de Mbour jigéenu Bennoo ñoo ko def rawatina jigéenu département de Mbour suba jeunesse bi ñoo woote au niveau du stade Iba Mar Diop loolu avertissement la ci opposants yi parce que li wóor ba wóor te leer mooy président Macky Sall mooy candidat jeunes yi président Macky Sall mooy candidat femmes yi président Macky Sall mooy candidat sages yi président Macky Sall mooy candidat enseignants yi président Macky Sall mooy candidat paysans yi mooy candidat pêcheurs yi mooy candidat artisans yi mooy candidat wu askanu Sénégal kon yaakaar naa ne tey lii xam nga ne président de la république ñu ngi koy jox rendez-vous le premier fële nga xam ne mooy Arena Tour nga xam ne ñun ñëpp structure Benno Bokk Yaakaar majorité présidentielle bi foofu lañ joxe rendez-vous pour que mu taxaw janoog askan wi ñun ñu ànd ak askan wi investir ko pour mu nekk suñu candidat ndax gëm nañ ne président de la république moo mën a préserver li nga xam ne moom lañ am comme ressource naturelle muy gaz muy pétrole bii feeñ wane na ci transparence bu matamat tey ji biñ ko joxee réew mi PUDC boo demee ci ville yi les plus éloignées du Sénégal ma nga fay def ay forage ay tali ay piste rurale tey boo jëlee Puma j'en passe tey ji boo jëlee bourse de sécurité familiale ñun jigéen ñi dinañ delloo njukkal le président Macky Sall investir ko falaat ko parce que lu tax moo jël jigéen sargal ko moo jël jigéen def ko au cœur de ses politiques sociales jël jigéen def ko ci biir plan Sénégal émergent programme boo jël jigéen na nga sa c'est pour la première fois dans toute l'histoire politique du Sénégal ñu am l'application effective de la parité jigéen ju jiite institution muy conseil économique et social première femme gouverneur président Macky Sall moo ñu ko defal césarienne gratuite président Macky Sall moo ñu ko defal ma CMU moo ñu ko defal tey politique bu ñu jël rek bu ñu ko limee day gudd président de la république moo ñu ko defal ñu ngi koy jaajëfal wan ko ne ñu ngi ci ginnaawam tey ñu ngi ci ginnaawam suba les femmes sont debout pour qu'au soir du 24 février incha allah ñu jox ko un second mandat. waaw dañuy dóor dóoraat parce que le 25 mars ñun Benno Bokk Yaakaar ñoo àndoon jox son excellence 65% incha allah le 24 février ñooy àndaat ak moom parce que c'est le meilleur candidat c'est le meilleur choix c'est le candidat de la jeunesse c'est le candidat des femmes c'est l'espoir de tout un pays moo tax ñun ñu fas yéene bokk ndey bokk baay joxante loxo falaat ko incha allah au soir du 24 février parce que moo jik Sénégal te Sénégal moom la àndal. waaw maa ngi profité ci occasion bi di gërëm toutes les femmes du département de Mbour de la coalition Benno Bokk Yaakaar sans exception les députés les conseillers économiques et sociaux les membres du haut conseil les responsables politiques les maires les directeurs les PCA mais mënuñu bañ a gërëm ñaari personnalités yi ñu am dans ce département qui est le ministre directeur de cabinet El Hadj Oumar Youm mu génn fi léegi ak le président Ousmane Tanor Dieng parce que jigéen kat bu amee jàmbarte am ko bu amul góor gu ko dooleel du dem te ñooñu dooleel ba bés bii ñu réussir ko ànd ceeg jigéen ñëpp nag man may defal mention spéciale samay jigéen muy waa ràcc bi ak bépp jigéen boo xam ne yaa ngi derrière l'honorable député Sira Ndiaye di ko jàppale ci liggéey bi nga xam ne mu ngi koy def di gërëm di sant góor ak jigéen rawatina la jeunesse ànd dooleel Sira Ndiaye derrière Isma Diaw góor ak jigéen mag ak ndaw population bi yëpp dañoo kontaan parce que xam ngeen ne li xew tey stade Caroline Faye gëj na faa xew yaakaar naa ne tey bu ñuy yéegaat dañuy yéeg ci ay année mais loolu gëj na fee am démonstration de force la mais day wane ne président de la république fii ñu nekk ci département de Mbour moo ko moom région de Thiès moo ko moom mais Sénégal it moo ko moom te nag jóge ci làmb ji di bàkku moo gën di dem ca làmb ja di bàkku te incha allah rendez-vous rek la ñuy joxe askanu Sénégal mooy le 24 février incha allah pour ñu jox président de la république un second mandat ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp.
mbokk yi dégg ngeen loolu ngeen xam ni honorable député madame Siré Ndiaye sunu xarit suñu soppe tubarkalla macha allah wax na ko muy wax ju rafet ju am maanaa ju tegu ci yoon moo tax gars yi keroog dégg ngeen lii bi programme bi jeexee la yu nekk ñi koy wax da ngay dégg ci internet yeeg dégg ci Facebook yeeg wala nga dégg ci rajo yi ñoo nga naan dañoo daje woon ca Mbuur ñoo nga fa doon xeexoo ñoo nga fa lii dafa am yoo xam ni détail la nit boo ñëwee ba toog ci rajo ñi ñu toog di wax nañu wax lu nga xamante ne mooy information buy jariñ ay nit fu ñu daje puusal ma toog fii puusal ma le rajo rawatina mbooloom jigéen loolu du fa ñàkk asalaamaaleykum pencum réew mi. salaamaaleykum. waaleykum salaam waaw kooku soxna Séni Fall na nga def. fekk ñu sant yàlla bu baax. waaw ñoo ngi kontaan ci woote bii nga woote nga xam ne yow yaa di responsable des femmes bu parti socialiste fii nekk ci États-Unis tubarkalla defe naa ni dégg nga li ñu jëkk a jàllale mu di congrès bu waa AFP ñu dégg monsieur Moustapha Niass li mu wax ak ñoom docteur Alioune Sarr ñoom monsieur Alioune Sarr ministre Alioune Sarr ba ñu fa jógee ñu teg li nga xamante ni dégg nga ki nga xamante ni wax ko mu di Serigne Mbaye Thiam ak ki nga xamante ni moom moo di monsieur Ousmane Tanor Dieng ak ki nga xam ne moo di monsieur le président de la République son excellence monsieur le Macky Sall ñoom ñëpp wax ñu àndandoo yëkkateendoo nar tërandoo tubarkalla congrès bu rëy bi nga xam ne dafa jéggi dayo démb Sénégal gépp kenn mësul gis lu mel ni mbooloo mi foo sànni mbartama tak ñu defe ko ci siège bi nga xamante ni 4500 personnes ñu ngi woon ci biir ñu ni déet na waaye li nekk ci biti mënuñu woon sax dugg yow tey ji en tant que femme bu parti socialiste wëlbati ki nekk membre Benno Bokk Yaakaar lan nga yëg tey ak lan mooy sa xalaat ci loolu ak lan ngay digal la ñi nga xam ne ñoom ñoo di militants yi Adja Séni Fall. jërëjëf Seck. jërëjëf Fall. kontaan rek laa def. ndax ku gis mobilisation bii ñu def. congrès bu rëy bii ñu def. nit ña fa nekk. te kenn ku si nekk bu ngay jóge sa kër di ñëw conviction rek moo la yóbbu. dëgg la. li ñu wax ni ci saal bi li ci biti ñoo ëpp li ci biir loolu dëgg la. dëgg la. ndax parti socialiste moo demee noonu. ñu ngi suñu gannaaw responsable yi Ousmane Tanor Dieng. di kontaan ci lii mu def xam ne la ñu waxoon te commencement ba rek loolu la ñuy continuer. dinañu mobiliser ñu ñëpp ñu génn danañu fexe ñëpp jël seen carte. dem voter ñu élire suñu président Macky Sall premier tour incha allah. incha allah. yéen ñi ànd ak Macky Sall. bu ngeen koy seen loxo sax ñun coalition bi dinañ fal Macky Sall bu soobee yàlla. danañ fal Macky Sall premier tour. incha allah. incha allah te lii. wax dëgg yàlla dal na xel daal. dëgg la Fall. te def na nag. ñu ngi ci liggéey bu mag a mag a mag a mag. incha allah. dëgg la Alhaji Omar kontaan nañu tey wax dëgg yàlla. dëgg la soxna Séni vraiment lii sedd na xol suñu doyen Amadou Ndiaye tamit xam naa ñoo ngi bëgg a jéggi waxtu wi ni des na 2 minutes mi ngi ci liggéey bi mais moom itamit ñoo ngi koy xaar waaye tubaarkàlla macha allah yow nii nga def dugaaleel nga bépp femme bu nga xamante ni mi ngi nekk ci parti socialiste vraiment la ngeen waxoon ci engagement ba ci commencement ba diggaleente woon ak le président de la république moom ngeen def vraiment mayewu leen bopp rocc làmmiñ na ngeen defoon te démb ak bërki démb àndandoo tubaarkàlla parce que lii da ngeen gën a dalal suñu xel ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci parti APR ndax yëf yi rafet na vraiment te PS yaram yëpp dañu daw ñoo ngi ci félicité ñëpp kon soxna Séni xam naa ni wax dëgg yàlla daal li ngay wax ñoo ngi ci benn minute bu mujj bi balaa ñuy jéggi waxtu bi lan ngay wax sa maanaam camarade de parti yi nga xam ne ñoo nekk ci parti socialiste te tasaaroo fii ci biir États-Unis nekk ci parti bi lan nga di woo ñëpp rek di woo ku bokk ci parti socialiste rek na nga génn parti socialiste nag dafa am loo xam ne malewuñ ko daal mais bu ñu demee ci élection yi dinañ wone li parti bi man incha allah waaw ndax ñun dañuy liggéey ci suuf dañuy liggéey ci base bi di liggéey di waxante nit ñi di ki yéen def bu jour ba bu ñu génnee bu ñu voté dinañ xam ne parti bi génnal jërë ngeen jëf kontaan na ñu ngi woo ñëpp ku dégg lii jërëjëf Fall jërëjëf kontaan na fal suñu président premier tour incha allah jërëjëf Fall jërëjëf mbokk yi kooku moo nekkoon soxna Séni Fall nekk ci PS. WPAT Patterson and worldwide from New York City at www.wpat930am.com. Listen.
Now you can fly anywhere in the world and pay discount prices on your airline tickets. Book a flight today to London, Paris, Madrid, or anywhere else you want to go and pay a lot less guaranteed. Call the International Travel Department right now at Low Cost Airlines. 800-654-0759. 800-654-0759. That's 800-654-0759. Advertising by Marketer Senior Lending Solution. Calls routed directly to licensed mortgage companies not necessarily affiliated with SLS. A HECM is a reverse mortgage, which is a loan, not a government benefit. Mortgage on primary residences. Homeowner must live in home and pay taxes, insurance, and maintenance. Senior Lending Solution not affiliated with any state or federal agency and does not provide reverse mortgage advice. Are you over 62? There's a U.S. government-insured mortgage program that can give you more money for retirement, medical bills, travel, whatever you want. It's called a home equity conversion mortgage, a HECM, the most flexible mortgage ever, because you decide how much you pay back each month. Yes, the payments are totally up to you. Own a home? Use a HECM to pay off the mortgage. No mortgage? Use a HECM to tap your home equity and free up cash. Downsizing? A HECM lets you purchase your new, smaller home with whatever monthly mortgage payment fits your budget. Learn more. Call the Senior Lending Solution at 888-820-7250. 888-820-7250. 888-820-7250. This is an important announcement for anyone who wants health insurance, even if you missed the deadline. That's right. Don't worry if you missed the deadline for open enrollment. Right now, you can get the health insurance you and your family need from top insurance providers, even if you have pre-existing conditions or no insurance at all. The Plus Benefits Health Insurance toll-free number has been extended to help anyone who wants health insurance coverage now, or anyone who just needs a better plan or a lower price. Did you miss the penalty deadline, have a baby, get married, or get dropped from your plan? Don't worry, plans are available now, and in just minutes, we will help you find the right plan that's best for you and your budget. Call Plus Benefits Health Insurance now at 800-606-1841. The call is 100% free, and the help is real. You can finally get health insurance that's right for you. But hurry and get covered before it's too late. Call 800-606-1841 now to find the best plan at the lowest price. Call 800-606-1841. That's 800-606-1841. 800-606-1841. mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat rek tubarkalla macha allah comme ni nga ko waxee bu leen fàtte ngeen di déglu seen émission pencum réew mi ci WPAT 930 AM mu di WPAT 930 AM fii ci New York City ci États-Unis d'Amérique ñu ngi leen ko doon wax léegi di leen wax yi ñu fi jëkk jàllale ci premier parti bi mu di congrès boobu nga xam ne waa AFP def nañ ko sampaat seen leader tubarkalla macha allah mu di son excellence monsieur le président de la République Macky Sall ñu ne déet na waaye waa PS tamit ñëw sampaat seen leader mu di son excellence monsieur le président de la République Macky Sall ak les femmes Benno Bokk Yaakaar ci njiital madame Mariam Badiane ñoom Siré Ndiaye organisé ko ànd ceeg ñoom ministre de la femme Adjaratou Ndeye Saly Diop Dieng ñu defee ko ci Mbour tubarkalla macha allah muy lu am solo lu am maanaa loo xam ni dalal nañu xelu parti bi dalal nañu xelu coalition bi ñu ni déet na waaye dégg ngeen ki nga xam ne moo di responsable des femmes di soxna Séni Fall responsable des femmes parti socialiste tubarkalla macha allah ñoo dugg léegi rek dégg ngeen ñu ngi leen doon annoncé ki nga xamante ni moo di monsieur Amadou Ndiaye di coordinateur parti socialiste fii ci États-Unis d'Amérique rawatina nag nekk fii ci New York City moom lañ leen fas yéene indil nii léegi tubarkalla macha allah ngir fas yéene waxtaan ci moom ak li nga xamante ni moom moo di xew-xew bu rëy bu am solo bu am valeur bu am succès boobu nga xamante ni monsieur Ousmane Tanor Dieng ànd na ko waa PS def ko tubarkalla ñu sargale ko son excellence monsieur le président de la République Macky Sall asalaamaaleykum monsieur Amadou Ndiaye. maaleykum salaam Omar maa ngi lay nuyu di nuyu bokki auditeurs yi. ñoo ngi lay fay bu baax. di nuyu suma camarade bi aussi Séni Fall. wallaay. balay dara am nag ma jaale Pa An. yal na ko yàlla xaare àjjana. amiin yaa rabbal alamin. waaye jaale tam suñu camarade bu mag bi ñu ñàkk muy Jacques Bodin. dëgg la ndeysaan jërëjëf ñu ngi koy jaale. mu doon nit ku am taxawaay. taxawal boppam ci mbiri droit de l'homme taxawal boppam ci mbiri justice. taxawal boppam ci réew mi tam parce que Jacques Bodin. bu ñu fàttee ne non seulement procureur la woon mais. moo remplacé woon Ousmane Goundiam bi Ousmane Goundiam demee Jacques Bodin moo ko doon remplacé. ndeysaan je crois que loolu sax am na lu ma ci jot a bind. dëgg la. mais bu mu jógee foofa mu dem nekk avocat ci privé am gannaaw bi mu jógee fa nekk ministre de la justice non nekk ministre du tourisme. man bi muy nekk ministre du tourisme am na occasion tase ak moom parce que fi ma doon liggéey itam ci syndicat hôtellerie laa bokkoon te délégué du personnel la woon donc amoon naa occasion tase ak moom foofa
gannaaw gi mu dem justice gannaaw gi mu dem affaires étrangères. mais fii daje naa fi ak moom rek ma gis ne lu baax rek moo compté. moom ànd na fii ak Tanor mu ñëw fii bi ñu ñëwee ñu toog. ak Tanor ak yëpp nit ñiy wax ba yàgg am ko woote booba ñoo ngi añ ñun ñett lañu woon moom Tanor man ñoo doon añ am ko woote laaj Tanor ma ne ko Tanor dafa jàpp waaye mbiri kilifa waxul dara bi ñu añee ba pare mu ne kay gunge ba su ma nekk. ñu ànd dem néegam mu ne ma xaaral ma dem ci wanag bi ma ne ko mais wanag am na ci néegu suite président bi mu ne ma oui mais kii mooy suma patron ci parti socialiste man du ma jëfandikoo néegam. ndeysaan. mu ne xam nga lu tax ma wol fi ma ne ko déedéet mu ne xam naa ne ndekete duwuloo dof. ma ne ko lu tax mu ne ma jëf nga bu fekkoonte ne da nga wax ne Tanor mi ngi añ. ma ne mu ne bon ma xam ne dof dëgg nga. bon ma xam ne mérité woo ay nit di la def ci seen wet. ndeysaan ñu waxtaan ci booba rajo nay leer mi ngi am ñu invité ko ñu ànd dem fa. jógee fa di ñaw. avant rajo nay leer sax. dañu ànd ci ngoon gi génn 44e war a jëm May 6. mu ne ñu am taxi. ndeysaan. mu ne ma niñ ko dox ma ne ko mu ne ma nun dox. wallaahi. ñu dox waaye bi ñuy dem sax yëguñu ko. ci ay waxtaanam ñu dem ba yàgg am ku ñu dogale. daal di ñëw nuyu ko avec tous les respects qu'il faut ne ko boobu doonu suñu ministre bi. dëgg la mu ne ko Paris laa la xam ne. te defal nga ma yu baax. ndeysaan. yëmul foofu bi ñu jógee May 6 ñuy seetaan taxi mu ne ma déedéet du ñuy dox dem hôtel. bi ñuy dem ba yàgg gannaaw gi ñuy dem rajo nay leer dellu si ci guddi gi ñuy dem ay 5e 6e. passé na ñaari nit. mais ki ma ci gënoon a marqué mooy kenn ki ñëw ci moom ne Jacques Godin. ñu taxaw mu nuyu ko. ndeysaan. bu mu ko nuyu ba pare après kooku ne ma bu ma ñëwee fii. ma ne waaw mënuma yàlla ak moom mii moo ma amal visa. ndeysaan. tegu ci woon dara bu ma ko amalee bu dul boo demee góorgóorlu. tey nag yàlla def na ñëw naa fii am naa jabar am naa kër maa ngi dimbale samay mbokk. wallaay ndeysaan. am na keneen ku ñu tas rek mu ne moo ko indi fii aussi ak yeneen yu bëri yu ma wax ndeysaan yoo xam ne. bëgguma woon sax tàggu ak moom parce que après jógee ni mu fi dem Washington ak yëpp. wallaay ndeysaan wallaay yal na ko yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin amiin. bu ñu ñëwee nag ci côté parti socialiste. xam nga mooy toujours parti socialiste ñu bëri quelque fois di ñuy wax ne lii la. li may wax rek mooy lii teewoon foofu. ci maison du parti. parce que xam nga ñi ngi jaay commencé waat nañu jaay ay carte depuis quelques mois. dëgg la mais ñi fa teewoon yëpp nekk am na carte parti. d'abord. ñii nekk ci kaw gi am na ñu bëri mënuñoo na ñëw parce que xam nga yow xam nga kaw léegi ni ñu ngi ci ngóob ak ay saxaar rek ay ñenn ñaa ngi ci affaire gerte yi. dëgg la. mais bu duloon ak loolu dañu fa gën a bëri. mais nag salle boo xam ne day def 4500 ba 5000 personnes. salle bi fees ba nit ñi nekk ci biti mu njëkkoo tëj. vraiment succès la. kuy taxaw naan Ousmane Tanor Dieng représenté wul dara nii la naalu na da ngay wax loolu ne. ñett li nga fi teg nii jot naa ci dégg ñeenti baat. baatu Tanor. baatu Serigne Mbaye Thiam d'abord. baatu Tanor. kii lire résolution bi c'est le professeur Gorgui Ciss. mooy maire yéen. dëgg la Gorgui Ciss waaw. mooy lire résolution. waaw moo ko lire à la fin. waaw après mag. quatre yooyu donc jot nañ fa wax loolu rek mooy wane ne. parti socialiste toogul te lépp lu mu ci mën bu soobee yàlla dana ko def. dëgg la. comme fii aussi c'est la même chose lépp luñ ci mën nag danañ ko def. nit ñi nag ñi ngi dox di wax lii laa nangam. lenn laa xam daal. Tanor musul saagaloo kenn. déedéet. man am naa occasion Tanor toog ak moom ay yoon Tanor musul saagaloo kenn. am naa occasion toog ak Khalifa Sall musul saagaloo kenn. yaakaar naa 2012 ba léegi li ma fi jot a toog Khalifa Sall bari ñu fi wax tooguñu ko feeg moom. waaye nag bon lu ñuy jàppee rek man xam nga parti yi lenn rek laa ci jàpp. yow yaakaar naa xam nga li ñuy wax kii champignon sauvage boobu nga xam ne Saloum moom la ñuy wax yàppu Saloum. waaw xam naa ko yàppu Saloum man fii ma yaroo duñ ko wax yàppu Saloum yàppu xaj lañ koy wax. kenn du ko sax da ko lekk waaye yàppu xaj. fii ma yaroo ci Fuuta wolof yooyu yàppu Saloum bi yàppu xaj lañ koy wax kenn du ko lekk parce que champignon sauvage boobu. effectivement am na ci boo xam ne c'est mënees na ko lekk mais am na boo xam ne c'est sauvage. kenn c'est dafa am poison kenn du ko lekk. mais nag parti yi dafa am yu mel noonu surtout am na ñoo xam ne. boo gisee mu indil exemple lu yàppu Saloum. am na ñoo xam ne fu ndaje masa am li ñuy wax repos du guerrier gaañu buñ demee rëbb bi ba amuñu bu ñëwee ci yàppu Saloum yooyu la ñuy jàpp.
am na loo xam ne mënu ma ko wax. mënu ma ca yàgg waaye yaakaar naa. jëli nga fi may waxee. dëgg la xam naa li nga wax. waaw ñenn ci bari nag ay yàpp Saalum lañu. moom lañ mas a doon tam. mais daal lenn laa bëgg mu leer. képp ko dégg muy wax PS la. siigalu PS mooy parti socialiste. képp ko lay wax PS la ndax amal carte bu amul carte na ko duuloo PS. que 2000 ba léegi carte yi man mii ci maa koy coordonné yi ko jaay fii. bari na ko fii waxtu 2000 ba léegi amul carte parti bi jënd ko amu ko kooku du bokkuloo ci parti bi PS day jël ay nitam di ko comptabiliser. bu dee mosoo jënd carte bi. carte yi jot nañ ko fi changé 2 à 3 fois. mosuloo am carte parti bi socialisme nga am na des milliers de formes de socialisme. am na mais pour nga bokk li ñuy wax siigalu PS. boo amul carte bi bokkuloo mën nga taxaw fële nag di wax loolu la neex ak ñoom seen. waaye nag nit ñi moom kenn muñ leen tee wax waaye jëf jaa ngi ñëw le 24 février mooy jëf ji. le 24 février mooy jëf ji bu ñu falaatee Macky Sall ñi continuer ñi nga xam ne nag dañuy continuer mbow dañuy continuer mbow dëgg la loolu am na solo kontaan nañu ci. bu baax ci wax ji li nga wax waaye li may jëkk wax xam naa ni li ñuy wax ni ndegam ña ca wàll wa ñoo daanu ci teen bi waxuma laat ñi ci pind bi parce que man mobilisation bii ma gis waa parti socialiste def ko démb defe naa ni du ma ni ñeneen mënuñu ko am de waaye bala ko nit mën a am di nga liggéey bu am solo ndax man daf ma impressionné maanaam te ndegam ñi nga xam ne ñoo bokkul parti socialiste lu dul ñu wëlbati ko bokk coalition Benno Bokk Yaakaar ñun la mën a fees ci sunu bët ñun la mën a rëy ci ñun yow mi en tant que membre parti socialiste tey mobilisation bii nga gis ak taxaw bi nga xamante ne monsieur Ousmane Tanor Dieng taxaw na ko ak waa ngënk yooyu ñi taxaw ci jàppale le président de la République Macky Sall ndax nit mën nga waxante moom mbir depuis 2012 ngeen dawal ba ci biir xëy na peut-être nga gis leneen loolu mën na tax nga arrière wala nga wàññi ci moom mais engagement bi ngeen jëlaat ci son excellence monsieur le président de la République Macky Sall yéen ñi nga xam ne bokk leen parti APR dañu bokk parti socialiste di lu ngeen gëm te terewul ñu ànd ci ma di leen laaj ci maanaam lan moo leen gën a impressionné ci président de la République Macky Sall ak ban gis-gis ngeen am ci moom ak lan moo tax ngeen gën a redoubler tey ji seen effort pour fas yéene koo joxaat réew mi incha allah 24 février 2019. lii ci gën a kii mooy jox suñu bopp ak Tanor complètement parce que Tanor ku ko xam ne Tanor du joxe bopp rek ci làmmiñ du dellu gannaaw lu mu la wax rek loolu la bu ne la danaa def lii dana ko def bu ne la du ma ko def du ko def te itam am na expérience su état nag te xam na li nekk ci biir bu décidé ne dana ànd ak Macky am na lu mu xam lu mu xamul nun te gëm nun ko nag lépp lu mu wax rek noonu la mobilisation bi bettu ma man sax maa ngi doon séntu mobilisation bi gën a bari fii mais mooy li ma lay wax waa kaw gi moo ci ne encore te dafa am ay réalisation yoo xam ne nit ñi mën nañu koo gis xam nga nag nit ki mën na bañ ne gisuma jant bi mënoo ci dara dara nga ci mënul dëgg la te souvent nit ñi en matière politique les gens agissent sur instruction et non pas sur conviction parce que sa parti ne la rek waxal kii saagal kii xarabal kii da nga ko def nga di ko def mais lii ngay def yow sax gëmuloo ko kon lii ngay def defuloo ko ak conviction mais boo amee conviction am na wax yoo xam ne doo ko wax Tanor kenn musu ko dégg mu wax ju ñaaw kenn musu ko dégg mu wax ju bon je crois que man moo ma servir exemple ba yaakaar naa ku ma sa dégg Amadou Ndiaye wax lu bon de yoo xam naa bëriwul buñ dem am na loolu amul solo moo inspiré na nag socialiste yu bëri parce que nit ki itam day niru lii dem ci yenn fànn yi yenn fànn yi war nga niru lii parce que boo toogee ak moom loolu lay wax bul defee nangam bul waxee nangam donc boo ko respecté instruction yooyu lii nga wax lay def te bu ne la nun def nangam da nga def nangam boobu bu ne la nunu ànd ak Macky moom moo xam li tax mu ne nun ànd ak Macky parce que am na yu mu ci xam am na yu mu ci wane am na lu ci nit ñi gis budul ànd ak moom topp dëgg la ñu ngi kontaan ci réponse boobu bu baax te di la laaj rek di la joxaat kàddu gi balaa ngay tàggoo ma di la laaj su fekkee am na loo bëggoon a wax ak gars yi te jotuma la ko laaj ak beneen bi mooy ma di la laaj maanaam comme li ma laajoon soxna Séni Fall ñi nga xamante ni ñoo milité ci parti socialiste nekk tamit ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñu nekk ci pré-campagne ñi fas yéene ñëw ma di la laaj ban message nga leen di lancé fépp fu ñu mënti nekk ndax rajo bi ñoo ngi koy déglu ci àdduna bi ak lan nga leen di digal ci élection yi nga xamante ni fas nañu ci yéene ñëw te yéen def ngeen seen congrès
bëre démb ba samp ni seen leader moo di son excellence monsieur le président de la république monsieur Macky Sall kàddu boobu moom laa lay mujj laaj balaa ngay tàggoo. waaw d'abord nit ñi fu ñu mën a nekk. fu ñu mën a nekk. muy socialiste mu nga nekk Benno Bokk Yaakaar. nga bokk ci mouvement présidentiel. amal na dëkk bi dafa xaw a xat. liggéey def lii def la waaye sa carte boobu yoree ko benn. nga parrainé nga ñàkk a parrainé. boo parrainé wul sam loolu bu mu la teree wate ji. dëgg la boo parrainé bu mu la teree wate parel pour wate ji. léegi nag yenn activités yi ñoo ngi ñaan activités yi ku ci mën a bokk ci dëgg la nag. dëkk bi xat na xat goo xam ne gi quelquefois nit ñi duñ ko mën. mais nag élection bu moom. bu ko kenn rat. incha allah lépp loo mën a rate boo ratewul élection bi rek. jàpp nga lépp. dëgg la nit ñi daal ñu ngi leen dee gën a ñaax. li ñu gën a mën a def ñu def ko ci benno. parce que benno bi ñoo ko bokk. dëgg la nit ñi tam gën a ubbi seen xel yi ci côté APR tam nit ñi gën a yaatu parce que tam. am na ci ñoo xam ne. dëgg la loolu. dañoo xaw a doon am na ci ñu xaw a doon suññeel tuuti boo leen laalee rek ñu lemu. dëgg la foog ñu gën a yaatu. dëgg la mais daal am léegi objectif bii nu am daal. mooy réélire Macky Sall au premier tour. incha allah. nit ñi nag kenn mu leen a tee wax kenn mu leen a tee def waaye nag. wolof day wax naan ne du terme bu rafet tuuti tellement mais wolof day wax kii saaga kii dóor a ko mën. dëgg la. parce que bu yàggee mu noppiloo. incha allah loolu daal. jóg mobilisation bi am Dakar. pour parti socialiste ñoo ngi ñaan socialiste bépp bu nekk fii. boo mën di mën a intervenir ci rajo yi nañ ko def bu fekkente ne pour différentes raisons. liggéey la wala bu fekkente ne taxul nga ñëw ci wax tellement. lu mu mën a doon sa carte moom bu dee retiré goo ko retiré ko. le 24 demal voté. parce que mënuloo nekk jënd carte parti socialiste. et par la même occasion maa ngi yëgle ne yeneen carte parti socialiste yi ñëw na bu yàggul. danaa ko annoncé ñëw na déjà. donc ku fi waxati ne socialiste nga boo amul carte boobu loolu day gën a wanati ne bokkuloo parti socialiste. dëgg la donc mënuloo jënd carte parti socialiste bi. te nga nekk ne doo wateel directive yi parti bi jox. jërëjëf li ci def nag li may wax képp koo dégg muy wax man socialiste la. bu ne PS la bu amul carte bi. carte PS bi waxul dëgg. beneen façon socialiste la. ok jërëjëf kontaan nañu monsieur Amadou Ndiaye ci wax dëgg yàlla ñëw bi nga ñëw répondre ci suñu appel xam nañ ne xat na sax yaa ngi nekkoon ci liggéey bi waaye ñoo ngi lay gërëm bu baax ndax lii nga xamante ni tubarkalla waa parti socialiste def nañ ko ci Sénégal démb muy congrès bu am succès boo xam ni kon rajo Pencum Réew mi tey jii li ñu war a def mooy war nañ la invité fii nga ñëw wax dëgg yàlla ñu wan leen ni bëgg nañu ci loolu njukkal nañ leen ci te rafetlu nañ ko te di leen wax ni vraiment suñu xol yëpp sedd na tey le président de la République Macky Sall xam naa ne xolam sedd na ci ñoom ñoo ngi leen di félicité bu baax di kontaan ci seen engagement bi ngeen jëlaat ak ni ngeen taxawaati pour fas yéene falaate monsieur le président de la République Macky Sall te di leen xamal ni lépp lu nga xamante ni ma koy waxee rek réunion tout le temps ñun on est en coalition donc travail d'équipe la ñu war a def lépp lu nga xamante ni fas yéene nañ ko APR di ko def coalition Benno Bokk Yaakaar di ko def dinañ ci fexe jokkoo ak yéen bu ko defee ñun ñëpp tamit ñu génn comme ni nga ko waxee tamit les rajo ak yooyu foog nit ñi di participer di jël seen téléphone di woote di défendre bilan au président de la République di wax réalisation yi nga xamante ni le président de la République Macky Sall loolu soxla na ko te loolu lay def ndax ñun loolu rek la ñu fas yéene politique du question maanaam ñëw xuloo wala nga xeex wala nga xastante wala nga waxante lu bon mais toujours na nit ñi di ñëw ci argument kon lii nga wax ni appel ci nit ñëpp kontaan nañ ci monsieur Amadou Ndiaye ñoo ngi lay gërëm di la sant kontaan nañu ci maa lay gërëm Omar di la remercier bu baax a baax a baax te wax rek jot naa ci tudd carte yi waaye carte yi keneen ko ci gën a bëgg a xam loolu la gën a leer rek incha allah jokkoo ak Ibrahima Diop jak saw parce que moo yore suñu propagande la bu soobee yàlla jërëjëf baax na jërë ngeen jëf maa ngi remercier ñëpp jërëjëf encore li ñu def yëpp rek ba le 24 février moom incha allah du fi amaat léeg-léeg yooyu ñu tege ko ci gannaaw jërëjëf asalaamaaleykum pencum réew mi waaleykum salaam wa rahmatulah. kilifa ñang na nga def. waaw xam nga parti socialiste. dafay yàgg Sénégal. fexe ba jël réew ma tubaab yi la jëloon nit ñi. socialiste fexe ba nekk fa président. réew mu ñu dem dañ faa nekk dara Senghor ba mu fa nekk dafa nekkoon dara ba mu nekkee en France. amee grade yu rëy boo xam ne bii neexut a am ci politicien. ba nekk académie kon bu dee xam-xam donc. bari woon na xam-xam. dëgg la. bon Abdou Diouf mi nga xam ne moo nekkoon président bi aussi. ba mu amee 23 ans la commencé gouverner. boobu
Macky Sall defe naa boobu temps lay door a judd. dëgg la kon ñun li ñuy leen di jàngal ci politique amu fi. te amul benn politicien ci àdduna. mu mus ta soxla parti socialiste. wala parti socialiste mas laa jox ngay liggéey. mooy parti bi mag ci jamono yi mais seen cadre yooyu. ku leen mës a ku leen mës a jox ñu liggéey bu lu dul ku ñu dem dimbali nañ la ba ñëpp teg ci bu dee xaalis dimbali nañ la ci. bu dee xam-xam dimbali nañ ci. dàq nañ fi ministre socialiste ni mukk mu leen fi dàq. dëgg la est-ce que mas ngaa dégg benn ministre bu nekk parti socialiste ñëw ci gouvernement benn ñu dàq la fa nga naan di tax ñu dàq. non ay homme d'état la ñu. du mën a nekk dañ leen rek dañoo am comme ni ngay jàngee alxuraan di ko jàngee français dañoo am formation bi. ñoom dañoo am école bu ñuy jàngee dañ bu ñu la saagaan lay nooy def da nga naan bul ko tontu. bu ñu la yoroo dara da nga naan fexe ba bul ko laaj dara rek. dëgg la te fu ngeen dem nga fu ñu dem ñu teg la sargal ñoom loolu école boobu la ñu am. donc képp koo xam ne ki dégg nga mu cay saaga. saaga ba ñu xam ko fa. tàmbuleewu fa màggewu fa yaroowu fa. ñoom seen biir nag doon nañu reyante ci kaw politique ci biir politique. waaye dañuy defante ñoom seen biir mu yemaat ci seen biir. noonu la mbir mi demee loolu la Amadou Ndiaye wax. dëgg la dëkk ñun fii 30 ans def nañ ko fi. bokkoon ci parti socialiste si ñu fi jiite ñu xam leen. mais am na doomu aadama yoo xam booba sax dañuy du ñuy socialiste. dëgg la. xam nga man bu ma neexee ma ne du ma après parce que Macky Sall la ànd ci liggéey bi. dëgg la mais am na ñu nekkoon fii nii. parti socialiste lañu àndal te mosuñoo bokk ci parti bi bari nañu lool. xam nañ lépp dëgg la. te man mii ngay waxal. ku fa mës a jiite boo ñëwee ci ànd nañu dem ci biir yi nit. wallaay nga jox fa ay teraanga yoo xam ne du sama bosi bopp. dëgg la kenn du ko fi wedd ci dëkk. dëgg la noonu fii ci rajo bi wax. dëgg la wallaay ñang kon yàlla na leen yàlla jàppale. amiin ñun daal suñu jàpp dama wax ni que gën ca Sénégal yàlla na jël réew mi. amiin yaa rabbal aalamiin sama ni Macky Sall laa pare. wallaay ku pare ne Macky Sall daal dañ laa war a saak. waa doy na waar daal. man moom laa pare ni moom laa ànd. doy na waar de métti na de. donc loolu moo am ku gëm sa bopp. da ngay gëm li ngay def. dëgg la ba pare ñu def ñuy gis. wala ñu gis ci dëkk bi nuy taxawal. jërëjëf wala ñuy day kenn koo xam ne ki fekk na nga dimbali ñu ci dara. jërëjëf ñang kontaan nañu donc jërëjëf yàlla nañu yàlla jàppale. amiin ñang baalo jërëjëf merci kontaan nañu jërëjëf. asalaamaaleykum pencum réew mi. aleykum salaam Alaaji Omar. waaw ku baax kooku sëñ Basirou Dem. waaw na nga def. maa ngi nii rek sant yàlla Dem. dafa am question boo laaj léegi Amadou Ndiaye maa ngi koy nuyu. dama ko fàtte mais dama ko mas a laaj Tanor ci kanamam moom moo yóbbu pour mën nañu Tanor. ba ñu demee mu présenté ma Tanor man ko ne ko kii ci APR la boo ko xaatu ma wax ma pare. ñu waxtaan maa am ab diit bi yàgg maa ngi moom rek Amadou ma ne ko waaw mais man li ma jaaxal. yaakaar naa ne ñàkkul ma fañ la woo PDS nga bay lu tax nga ànd ak Macky Sall. mu ne ma dafa làqami sama ab lanc. fekk Amadou ngi toog da koo fàtte. dëgg la. moom ndax li ma bëggoon ba tax may xaj ci réew bi. daf koy def. dëgg la. kon jàppit may wut la dara. wallaay ndeysaan. te it mu ne ma Serigne Dem maanaam mu dossier bu Macky Sall signé. fekkee naa ko wala it naa ko waaw muy koy def. dëgg la. kon li mu doon wut mu koy def kon jarul may wut. wallaay. boo maamoom rek Amadou Diallo ba dafa toogatal bi sax fan ci daawul xam naa Amadou moom war na koy rappelé. dëgg la. loolu la ma tontoon na ma li taxoon mu ne ma man xàccuwuma nguur. dafa am lu ma bëggoon pour def ko Sénégal. dëgg la. moom Diallo jox na ko yow mu ngi koy def. damay ànd ak moom jàppale ko ci. waaw macha allah rafet na jërëjëf kontaan nañu. ñu ngi bu baax. jërëjëf Dem ñu ngi lay Amadou bu baax a baax. jërëjëf Dem jërëjëf ñu ngi xam nga góor gi ci Yoff war na yar ku ne. dëgg la. ndaxte ku ne xam ne Abdoulaye la santoon. mais waxam yi mu wax tey ñu koy teg ci rajo bi heure bu leen bokk mu ko déglu kontaan. dëgg la. mosul wax lu ñaaw. déedéet ñooñu xam na loolu. am na ñoo xam ne tey dof yi mel ni man bu séeree ko seen wax ke ni ngeen ko teg ay seeni bokk dafa dégg. dëgg la. góor gi ci Yoff rajo bu ñëwaan dugg la. mais waxam yi wax ju rafet la daal wax. dëgg la. te mu ngi ni Sud FM moom la ñu ubbee. dafa mat a sedd daal. dëgg la mat a sedd. am na solo wax ju ñaaw joxewul carte. kañewul carte. déedéet. te ñun ñoo bokk Sénégal te adduna moom ab jonk naay la rek. wallaay nga jongal la nga daanu. wallaay. yàggul. nañu waxante lu rafet. jërëjëf Dem. de ko def nga xam ne boo liggéey bu lii ab diir rek la. wallaay Dem jeex ñuy def fii. wallaay Dem jërëjëf. yàlla defal jàmm jërëjëf El Hadj Omar nañu jërëjëf Dem jërëjëf. asalaamaaleykum pencum réew mi. Omar baal ma de damay dëgg rek loolu Bassirou Dem wax man Amadou Ndiaye la. wallaay Ndiaye wax nga dëgg. loolu mu wax day. dëgg la ànd naag moom
nitu ormal te ku gëm Macky Sall. waaw àndal naag moom ñu dem toog ak Tanor. toog na donc Tanor ñun ñett gannaaw bi béy naa ko mu toog ak Tanor. dëgg la am na yeneen yu mu fa wax ak ñoom seen donc. li mu wax ni yëpp dëgg la. dëgg la ku baax loolu rek laa bëggoon a dëggal pour nit ñi buñ ci am. ay lam-lam li mu wax yëpp dëgg la. wallaay dem jërëjëf ma ne ko ku baax la de. te yàqalul kenn dara ci président de la république Macky Sall wax dëgg yàlla suñu doyen bu baax la ñoo ngi koy ñaanal jàmm tubarkàlla lu baax rek lay dox ci parti bi di ko def mbokk yi ba nu jógee ci loolu ñu delluwaat Sénégal xam ngeen ni waa femme benn bokk yaakaar bu Koko Beach ñoom tamit tubarkàlla macha allah def nañ fa taxawaay bu am solo kon ñu déglu ki nga xam ne moom moo di responsable des femmes benn bokk yaakaar di madame Mariama Badiane tubarkàlla lii moom toujours boo gisee ma bëgg ko nee na leen dafay wane kóllëre son excellence président de la république madame Mariama Badiane mi xamul leen ni professeur u président Macky Sall la woon daan na ko jàngal la ma ko taxawoon ca Washington ni ko ñaar doy na ma nitu ko lëre ci yow mu di madame Mariama Badiane mii nga xam ne daf la doon jàngal ba ngay tuut tànk ak monsieur Salam Ba yàlla na ko yàlla yërëm jëkkëru Aste Taxa mi nga xamante ni mook Jibi Taxa mii ak Aminata Taxa ci Washington ñoo bokk ndey ak baay doon la jàngal président de la république Macky Sall ba mu màggee jox ko liggéey teral ko yóbbu ko Màkka mu siyaare ji Seydina Muhammad Rasulullah keroog ba mu gaañoo mu yabal fa Abdou Ndéné Sall mu ñëw ci dëj ba loolu ku ñàkk ko lëre mënu ko kuy fàtte démb mënu ko président Macky Sall gor piir la nit ku baax la nit ku gore la bis ne dama koy wax nit ñi nee naa leen tagg nit ki wala nga ŋàññi ko loo ci def te jaxasoowu leen yaa ngi ci erreur président Macky Sall waxuma sax ay mbiru homme d'état ki président de la république ak nangam waaye nga jaxasoog moom nii rek en tant que nit ak nit rek yaa xam ngay góor yaa xam ngay jigéen yaa xam ngay xale yaa xam ngay mag nit ak nit rek da ngay gis respect mi muy am ci yow yiw gi muy am ci yow sutura gi muy am ci yow teranga gi muy am ci yow yar gi muy am ci yow sama benn xarit rek Yaaya Sow bërki dem ñu ngi koy waxtaane tabaski dañoo ñëw bi ñu demee Sénégal ma ànd ak moom yóbbu ko ba ci président de la république Macky Sall mu ne ma li may doon xale mu ne ma Macky Sall dama ko bëggoon mais dafa seey ci sama xol mu ne ma bi ma ko nee jàpp loxo nga ànd ak moom di ma ko présenté mu ne ma bi ma nuyoo mu ne ma dafa jël beneen loxom teg ko ci sama ginnaaw loxo ñaari loxo la ma nuyoo mu ne ma sëgg door maa sigi xool ma ci bët mu ne ma yar boobu mu wan ak teggin boobu ma xam ko ma ne ko nag dafay di nit ku baax la tax yàlla bàyyi fukki millions yi nit ak ñeent tànn ko jiital ko ah tubaarkàlla macha allah nañu raxasaat delloo si xel yi te fóotaat xol yi te xam ni njiit du sàkk boppam yàlla subhaanahu wa taala moo koy sàkk kon ñu déglu madame Mariama Badiane. dajaloo fii rek pour waxtaan mbiru convention bi le 15 lañ koy def muy jeudi bii ñu tànn nag région de Thiès département de Mbour pour def ko fii bu soobee yàlla le 15 muy jeudi fii lañ koy def loolu mooy suñu aajo rencontre bi fii pour waxtaanee ko naka lañ koy tëralee naka lañ koy defee bu leen ma ko laaj nag parce que booy toj sa bopp janax yow yaa xam ni nga koy téye te bu ñu xamee fi nga jëm doo fa yegg en tout cas bu bis boobu le 15 dinañ leen jommal voilà comme ni ñu leen daan jommale rek. xanaa kontaan rek parce que tous les responsables sont présents on n'a pas convoqué les militants on a convoqué les responsables de Benno voilà kon woowuñu fii les militants ñun responsable yi la ñu woo bu ko defee ñoom ñoo koy wàcce ci militant yi li ñu fi tënk fii ñu wax leen ko ñun waxuñu waxu financement xam nga lu ñu wax waxu liggéey waxu mobiliser pour convention bi nekk un succès retentissant rawatina nag congrès d'investiture u monsieur président de la république parce que xam nga benn kii bu nekk structure bu nekk da ngay def sa convention ñun tey la ñu def ñoo ubbi baal bi moo tax ñu woo responsable yi léegi la convention aura lieu le 15 incha allah ici à Mbour. fii 412 présents responsables li nga waxoon léegi ci affaire financement bi DER bi xam nga président daf ko teg ci yoon neewul kii APR la neewul kii PS la non toutes les femmes du Sénégal qui ont besoin d'être financées sont financées de façon très rapide et très efficiente de façon inclusive par li ñuy wax DER voilà man de gisuma fi kuy dóor kuy liggéey ku gëm Macky Sall laaj fii si salle bi ñu ko gëm rek ay femmes engagées ku ci nekk ñii fi nekk nii kenn joxu leen paas kenn joxu leen 1 centime déggoo ma ne la ñun ñooy cotiser wu ñun ñooy cotiser ñun jigéen ñi xam nga jigéen dafa am jom dafa am pas-pas ñun ñooy cotiser suñu bopp waaw dañ koy cotiser jox leen ko ñun ñoo koy cotiser wu jox leen ko ku teg def déjà am na ku teg 2 millions ci table ñun fii ci salle bi tey cotisation jibu fi bi ñuy démb c'était hier n'est-ce pas hier à Dakar
la ñu defoon une réunion préparatoire donc déjà am na ñu bari man sama kër damay toog rek kenn ñëw koo xam ne dama koy yërëm sax andi 50 000 ne ma madame lii maa ko ciy def loolu mooy suñu culture ñun dans Benno dañuy cotiser wu on se cotise et c'est les femmes qui se cotisent donc 2 millions 200 000 50 000 etc. voilà. mbokk yi loolu defe naa ni rafet na te daw na yaram gis ngeen rek doole yamul te boo jekkoo da ngay baal gis ngeen li mu ko waxee tubarkalla macha allah ñoom jigéenu Benno Bokk Yaakaar ku nekk da ngay indi sa participation gis ngeen 412 femmes ñoo fa nekkoon dajaloo ànd ak madame Marième Badiane doon préparer li nga xamante ni moom moo nekkoon tubarkalla macha allah loolu di seen mobilisation boobu ñu doon pare ci Mbour bi nga xamante ni ñoo ngi koy pare waaye lu jiitu loolu ñi nga xam ne ñoo di cadre Benno Bokk Yaakaar ñoom aussi àndoon nañu tubarkalla defoon benn waxtaan bu am solo ki nga xam ni moom moo di yor pôle parrainage bi di premier ministre Mimi Touré nga xamante ni moom la ko président de la république teg ci loxoom moom it keroog wax na fa wax ju am solo ju nga xamante ni wax na ko ak opposition bi mu saf sàpp nag leer nañ moom la ñu indi fi nii bëgg ngeen déglu ko bu ko defee ngeen déglu la nga xamante ni Mimi Touré wax na ko ci ñii nekk ci réseaux sociaux yi nekk ci rajo yi di acharné wu ci kaw gouvernement bi di wax loog lu nekk ñu tuumaal ko gouvernement bi lu ne ñu wax te ñoom dañu fàtte li nga xamante ni fukki at ak ñaar pouvoir bi fi jiitu li fi nekkoon yi nga xamante ni def nañ fi yëpp ndax li ñu leen di wax fàtte xaju fi fàtte lu moo fi xaj kon nag ñu déglu tubarkàlla macha allah ki nga xamante ni moo doon madame le premier ministre di madame Mimi Touré li nga xamante ni leeralaat na ko keroog ci askan wi ñëpp dégg. Qui mettait en exergue le bilan fantastique de notre candidat. Aujourd'hui, nous avons en face de nous une opposition qui sait que sur le terrain du bilan, elle ne peut rien faire. Nous avons une opposition aujourd'hui qui ne compte que sur la délation et la calomnie pour prospérer. Nous sommes les cadres les plus conscients de nos organisations. Nous avons eu la chance d'avoir cette éducation, de comprendre les choses, de pouvoir les exprimer. Il est important que nous soyons à la pointe aujourd'hui du combat pour la défense du bilan de notre candidat. Chers camarades, nous devons investir les médias, nous devons aller à la rencontre de nos concitoyens, nous devons être sur les plateaux de télévision pour expliciter l'extraordinaire bilan de notre candidat. Nous avons, nous le savons, une opposition revancharde, une opposition composée de gens qui ont eu à piller ce pays proprement. Et ça a été rappelé tout à l'heure, le 23 juin, le 12 janvier, les Sénégalais, comme un seul homme, se sont levés pour bouter dehors ces pilleurs de la République. Il est important que nous rappelions cela à notre peuple, à nos populations. Nous entendons toutes sortes d'arguments fallacieux aujourd'hui pour vouloir présenter notre pays comme, ou notre président, notre candidat, comme quelqu'un qui porte atteinte aux libertés. Mais dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous, camarades? Il faut se rappeler que le 7 juin, des gens ont perdu la vue. En fin de compte, il y a eu 12 morts pour faire partir le président Abdoulaye Wade. C'est ça la réalité de ce pays. Il faut qu'on se rappelle qu'il y avait des expéditions contre les journalistes qui sont là. Ils se rappellent bien. Il y a eu des scandales qui ont fait honte à toute la nation, les fameuses valises Ségura. Mais cela, camarades, il faut que nous le rappelions à ces gens-là qui n'ont pas de leçons à nous donner. Et cela est important. Certains s'accrochent à des soi-disant conclusions du Comité des droits humains des Nations Unies, que nous connaissons tous très bien. Il est composé de 18 experts qui statuent de manière indépendante. Mais aujourd'hui, nous avons entendu un éminent avocat français dire que ce comité s'est trompé, et il ne peut que se tromper, parce que dans cette affaire, il y a l'autorité de la chose jugée. Gassi, c'est fini. Cette affaire est derrière nous. Gassi. Camarades, il faut que nous soyons d'attaque. Il faut que nous soyons d'attaque, camarades. Il faut que nous soyons d'attaque. À nos amis de la société civile,
À nos amis de la société civile, je voudrais dire 2 mots. À nos amis de la société civile, je voudrais dire 2 mots. Ils ont contribué à faire avancer la démocratie dans ce pays de manière indéniable. Mais encore une fois, il faut également que la société civile comprenne son rôle, comme il a toujours été, qui est un rôle d'équidistance entre l'opposition et le pouvoir. C'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que nos amis de la société civile reprennent avec eux cette indépendance-là et qu'ils ne s'immiscent pas dans ce combat politique parce que nous pouvons l'assumer seuls. Nous pouvons l'assumer seuls. C'est pourquoi, chers camarades, je ne voudrais pas être long. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes prêts. Camarades, sommes-nous prêts? Camarades, sommes-nous prêts? Oui, nous sommes prêts. mbokk yi defe naa ni loolu ñëpp dégg nañ ko muy lu am solo lu nga xamante ni Adjaratou Mimi Touré wax na ko keroog muy ci wax ji nga xamante ni wax nañ ko ci mbirum Karim Wade ak ci mbirum ñëwam ak ci mbirum yi ñuy wax naan Nations Unies nee na lii ak Nations Unies nee na la defe naa ni Nations Unies bu ñu ko xoolee am na yeneen yu ñëw gën a tal yu leen gën di farata lu dul ay waxu ñëw Karim Wade ci Sénégal ak bañ a ñëwam ci Sénégal dégg ngeen société civile tamit li nga xam ni Adjaratou Mimi Touré wax na ko ndax bu leen fàtte wax na fukki nit ak ñaar yi nga xamante ni ñoo fi génn àdduna ci élection 2012 yooyu bi nga xamante ni xëccoo bi jot na président Ablaye Wade forcé waat 3e mandat ci la doomu Sénégal yëpp jógoon àndandoo sanctionné ko ñu jël le président de la République Macky Sall teg ko fi sama maam nag nee na ku la jëkk reer ku ne moo la wan a warum reeral Sénégal ñun ñëpp mbokki kese lañu mbokki neen lañu ñoo bokk lépp te am na yoo xam ne bu amee ci réew mi dañu war a góorgóorlu ba bu mu fi amaat élection yi ñuy wax Sénégal dépassé na fu ñuy sàcc élection ku am sa carte ñëwal yi nga yor sa carte boo waree wote nga ñëw wote ku amul carte toogul sa kër te ñaanal ka nga àndal jàmm ni ñooy ki yàlla jox ndam bu boobaa mu jox ko ndam dégg naa tey ñu def benn titre ni même bu fekkee Karim Wade di ñëwul kon élection yu apaisé du fi am man ree daf ma jàpp sax man leen waa du dañu ne woon élection du am léegi nangu nañu élection am ba mujj gi élection yu apaisé la ñuy wax nit bul bañ ko la nax ci àdduna mais bul nax sa bopp te nax bi gën a bon mooy nangoo nax sa bopp dafa am lu nga xamante ni jarul ngeen di ci sonn parce que ñi ngeen ko digganteel fi ngeen taxaw te lu dëgg du lenn lu dul seen bëgg-bëgg ba taxaw ni li ngeen màtt fu ngeen dagg ñi taxaw ci dëgg taxaw ci yoon détermination bu raw loolu ak engagement bu raw loolu taxaw nañu ca kon nit ñi nañu delloo si seen xel te fóotaat seen xol te xam ni kenn nekk fi yàlla fi nekk njiiti yàlla subhaanahu wa taala moo koy tànn kon ñu delloowaat ca mbuur googu nga xamante ni fam Benno Bokk Yaakaar àndoon nañu def seen préparation ñii nga xamante ni ñoom ñoo di monsieur Ousmane Tanor Dieng ma nga fa woon ak directeur cabinet président de la République monsieur Oumar Youm ak ñoom Siré Ndiaye ak ñoom ñëpp tubarkalla macha allah ñu déglu lu am solo boo xam mobilisation bu am maanaa boobu nga xamante ni def nañ ko keroog ca Mbuur ñu delluwaat fa ndax dégg nañu madame Siré Ndiaye mu wax bi programme bi jeexee ni mu déroulé tubarkalla ñu kontaan moo tax ñi doon wax naan dañoo fantasiro dañoo tasaaroog yëf yi mujj la am man loolu jaaxal na ma parce que discours bi mu koy def boobu fekk na yëf yi jàll kon nag nañuy seet li ñuy informer nit ñi balaa ñu koy fiit ci bi niñ parce que souvent di wax yu nga xamante ne amul après bu nit ñi demee ba découvrir dëgg bi ba teg ko après doo nga dul xam fan ngay féete di ridiculiser sa bopp loolu na ko nit ñi éviter information da nga koy chercher ba mu wóor la nga maîtriser ko ba nga xam ko mu di vrai nga mën koo teg ndax wax boo ko xasee ba génne doo xam kan moo ci jot kon ñu delluwaat ca Mbuur rek dégluwaat loolu nga xamante ni amoon na fa. donc jigéen ñi la yaakaaroon waaye jigéen ñi décevoiruñ ko. madame Mariam Badiane muy ci région de Thiès région de 45 départements yëpp ñëw nañu wuy si suñu xel dal na dalal ngeen suñu xel dalal ngeen xalu président de la république ñoo ko faloon ñun jigéen ñi ñoo koy falaat boobu Sénégal ñoo ko faloon ñoo koy falaat. ñu ngi rafetlu bu baax a baax li nga xam ne mouvement Benno Bokk Yaakaar des femmes ñu defee fii ci stade Caroline Faye seen rencontre bi loolu c'est un symbole parce que Caroline Faye a été une figure emblématique de la scène politique sénégalaise kon fii jigéen ñi Benno Bokk Yaakaar
defee fii seen rencontre bi ci stade bi nga xam ne ñu ngi ko dippee Caroline Faye loolu lu amul morom la waa Mbour kontaan nañ ci loolu. dañ ne derrière chaque grand homme il y a une grande dame du noonu derrière le président Macky Sall il y a la discrète et efficace Marième Faye. Derrière Benno Bokk Yakaar avec Marième Badiane à la tête il y a les Amazones ñi nga xam ne ñoo nekk ci gannaaw góor ñi nga xam ne ñoo nekk ci parti social ci parti Benno Bokk Yakaar kon nag ñu ngi leen koy ñu ngi rafet lu baax tey incha allah mooy 24 février dans 2 mois jour pour jour mooy le 24 novembre dama ne dans 2 mois jour pour jour ce sera le 24 février voilà kon nag il faut accélérer la cadence vers le triomphe vers la victoire pour que ensemble le 24 mars ñu ne vive le président Macky Sall dès le premier tour allez à partir de maintenant abul nelew abul noppaleku il faut tous les jours toutes les heures travailler et chacun se dise est-ce que moi j'ai fait ce que je dois faire pour Macky Sall soit président de la République et le fasse toutes les heures. Macky Sall jar na ko c'est le meilleur profil c'est le meilleur candidat c'est qui a la plus grande expérience kon nag c'est lui qu'il nous faut à la tête du Sénégal en ce monde aussi trouble. On ne va pas dans une situation aussi compliquée, aussi complexe dans le monde, mais laisser le gouverneur du pays entre des mains inexpertes. Kon nag ñu leen di gërëm bu baax bu dara sedd jusqu'au 24 février ñu gagné fii à plus de 110%. Mais vive le président Macky Sall pour que vive Benno Bokk Yakaar pour que vive le Sénégal jërëjëf. mbokk yi loolu defe naa ni tubarkalla macha allah daw na yaram te neex na ba ñu fa jógee nag ñu dem na dellu ci dëkk bu tedd bi nga xam ni moo di Touba ma bëgg mbokk yi ñëpp ñu dégloo ko xel te bañ ko dégloo xol kooku nga xam ni moo di Serigne Mountakha Diakhaté defe naa xam Serigne Mountakha Sakho moom di nit ku baax di taalibe Serigne Mountakha Mbacké mu am ay wax yu am solo yu nga xamante ni ñëw na indi ko leeral ko ci son excellence monsieur le président de la république Macky Sall ñu fas yéene indi leen ko fii pour ngeen déglu ko. te bëgg ñu dalal seen xel bu baax Cheikh Mountakha ba mu nekk Sëñ Tuubaa yàgg na. ba mu daan gis Sëñ Tuubaa yàgg na moo ko wax ni ko demal ci barab bi bu ko wóoroon ni Sëñ Tuubaa du ko nangu du ko yebal ci barabu Sëñ Tuubaa bu dee ci baatin kon am na réew mi ba noppi waaye nag dama cee bëgg a waslu sama àq loolu dong ma ci dugal waaye bu dee réew mi moom na taalibe yi seen xel dal ab taalibe la ku gëm Sëñ Tuubaa la Macky Sall lépp loo xam ni taalibe mi koy def mi ngi koy def ci suuf buñ ko xamul nag kenn du ko wax ci kaw man dinaa ko wax ci kaw mu leer leen Sëñ Tuubaa rek la yaakaar bu kenn gam-gamlee kon maa ngi leen di ñaan ñi ma bokkal Sëñ Tuubaa ak sama mbokk citoyen sénégalais yépp ku ko ci man nga def waaye ndam moom am na ko ba noppi ndaxte xam naa ki ma séqal xam naa li mu doon 1963 ba léegi maa ngi ci ronam mës ta ñaan Sëñ Tuubaa lu mu amul te ñaanal na ko ba noppi wasalaam. jëruma di ko ci wax parce que yéen ku ko contre ak ku ànd ak moom teg nga ci sa bët fii Touba je crois que lépp lu mu fi mës a diggee def na ko maintenant ci biir politique bi aussi damay wax sama kilifa yi ma fi fekk ñu politique man damay ñëw rek jàppale leen nekk seen ginnaaw may xool fépp foo xam ne yaakaaroon nañ am nañ fa faay bu ma leen ca mënee jàppale ma jàppale leen ci ndaxte comme ni ma la waxee rek depuis 1970
benn mouvement associatif mouvement Massamba Touba FACT fait ay association culturelle Touba bokk naa ci acteurs yi représenté fii sama quartier Darou Minam donc je crois que am na lisibilité Touba ni mu tëddee loolu yàgg na donc yooyu yëpp levier yooyu yëpp yaakaar naa ne bu ma ci góorgóorloo ànd ko ñi fi toog ak sama mbokk yi nga xamante ni ci 70 ñoo àndoon ñu nekk ci biir dëkk bi ak ñi fi nekk ma fekk leen fi bu boobaa je crois que dana am liggéey bu bari boo xam ne danañ ko mën a def pour jàpp. mbokk yi dégg ngeen mbokk mu baax moomu di Serigne Mountakha Sakho defe naa Serigne Mountakha Diakhaté wax bu rafet bi nga xamante ni témoigné na ko te yàlla tax wax ko ci président de la République Macky Sall di taalibe Serigne Mountakha Mbacké taxaw ànd ak engagement am ak fullaam ak faydaam wax bu am solo ndax nee na sëñ Mountakha Mbacké ku nga xamante ni amul ci yow yaakaar du la yabalal ci bërëb bu Serigne Touba ba ndax bërëb bu yaakaar la ma bëgg nit ñi ñu bari nañu delloo si seen xel. président de la république xaaruñu ci moom parce que tarixa bii la bokk wala pas-pas bii la amee wala lii la amee Sénégal dépassé na foofu Sénégal ñëpp ànd nañoo di ay jullit murit nekk fa tijaan nekk fa xaadir nekk fa laayeen nekk fa ku dul jullit di chrétien nekk ci diine nasaraan jiite leen ñu ànd ak moom ànd bu rafet ba yàlla jeexal nguuram ñu dem yàlla dogal son excellence monsieur Abdou Diouf ñëw fa ñu ànd ak moom ànd bu rafet monsieur Abdoulaye Wade ñëw fa ñu ànd ak moom ànd bu rafet kon président de la république Macky Sall ñi nga xamante ni manque d'argument ñoo taxaw jóg di ko contre boo waxee ñu naan du murit ak du tiijaan nag du xaadir rek du laayeen kooku pas-pasu nit la kenn amul droit dugg ci kooku diggante nit ki la ak sëriñam ak yàlla subhanahu wa taala yow li nga war a xeenti ci président mooy seetal ndax am na programme bu baax ndax am na bilan bu baax ndax mën naa diggee réew mi def ay infrastructure jik réew ma tubarkaala réew ma développé loolu la ñuy xaar ci président de la république pas-pas ku koy séntu ci nit da ngay dem ci sa sëriñ jàng diine ku koy séntu ci nit da ngay dem ci sa imam wala nga dem ci borom xam-xam yi ku ci nekk am na lu la yàlla séddi waaye contre nit parce que dama ko contre parce que murit la dama ko contre parce que tijaan la dama ko contre parce que laayeen la yooyu du ay wax yu dem fenn ndax sa maam nee na loo bari la bis bu ne nga romb loo moomul te fii ginaaru kenn neenu fi kenn ku ne yaay xool la saf nga dem bokk ca ànd ca wala nga xool la say waajur judd nga bokk ca ànd ca bu la doyal nga dem seeti leneen kon yooyu ay wax la yu nga xamante ni dafa teraateer na ko nit ñi bàyyi tubarkalla parce que bu ñu demee ba tey ji kilifa yu mel ni toog di ñëw di am lu ñu conforme président Macky Sall am na fula il n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit moom amul lu muy taxaw di wax ma Samba wala mu taxal ma Demba moom ñi mu ko seqal tubarkalla macha allah ñooñu xam nañu kan mooy kan ndax ñoom tubarkalla ñoom di njabootu kër sëñ Touba Cheikh Ahmad Bamba respecté nañ ko teg nañ ko place tubarkalla fonk nañ ko bu fa nee salaamaaleykum ñu teeru ko teral ko defanteeg moom lu baax seq ak moom lu rafet te loolu moo am solo loolu mooy li nga xamante ni moom la ñu soxla waaye amul leneen lu nga xamante ni soxla nañ ko kon yooyu du wax li ñu war a def mooy di seet li nga xamante ni moom moo di pas-pas ci maanaam gouvernement ak am jom ak mën a liggéey réew mi loolu la ñu soxla ci nit bu jógee ci loolu tamit beneen nouvelle bi yéen dégg ngeen ko mu di sunu mbokk sunu xarit di ajaratu Aïda Ndiongo Amadou Ndiongo xujja Jóob laati mbooj ma nungu siramata dama kontaan sama xol dafa sedd tey ci suba rek maa ngi moom wax nañu téléphone bi ma demee Sénégal tubarkalla macha allah daf ma invité këram teral ma defanteeg man lu baax comme na ma koy def ndax moom nit ku baax la ku bëgg mbokk la tubarkalla macha allah boobu ba léegi gis ngeen xew-xew yi fi amoon yàlla dogal tey jii mu am problème bi ak justice ba yàlla jeexal ko son excellence monsieur le président de la république taxaw ci taxaw bu rafet madame la première dame taxaw ci taxaw bu rafet moom wax na ma ci boppam ni ma gërëmal ma première dame kontaan naa ci moom ma ne ko naam mu ni ma temps yële ay sachet la def yónnee ma fi ay diwu yaram yónnee ma fi ay lu nekk mu ne ma lépp lu nga xamante ni luy bégal nit la rek ay parfum ay yëpp defal ma ko li yónnee ma ko kon kooku nit ku baax moo koy def ci nitam kon nit ñi am na lu nga xamante ni na nit ñi delloo si seen xel te fóotaat seeni xol te xam ni kenn nekku fi yàlla subhanahu wa taala rek moo fi nekk kon tey ji bu ñu toogee ba ñu ni madame Aïda Ndiongo ñëw na tey ji bàyyi lépp lu mu nekkoon ñëw jox loxoom président de la république Macky Sall ñëw di ko jàppale ajaratu Umu Salamata Taal jàpp ci jàpp bu rafet loolu képp kuy nit ku baax war nga cee bég ñun di bég nañ ci kontaan nañ ci sunu xol sedd nañ ci tubarkàlla macha allah kon nag loolu wax dëgg yàlla ñoo ngi ko ci rek njukkal di ko ci may madame Alimatu Mbay mi nga xam ne moo àndoon ak Bukunte Njaay way ko way wu neex tubarkàlla macha allah xam naa ñi nga xam ni bugguñu ku wax nit lu baax comme ku mel ni ki doon wootee ca keroog rajo Modou di xas nit ñi
sa maam nee na nit ki li nga xam ne boo ko waxee du tax mu gën la wax ko du la wàññi dara waaye kii nga xam ne boo ko waxee te mën naa tax mu gën la kooku du la wàññi kooku mën nga koo bañ a wax te tubaarkàlla macha allah mbokk mu baax mu mel ne ajaratu ay du njong ku ko am tiitaroo ko sa maam nee na diwul sama mbokk la wóorul nit ku nekk da ngay wax li nga bokk ak moom suma maam Tafa Jaañ mi nga xam ne moo daan denc sama maam sukkee ne lay du jur sama rakku yaay yi moo ma yar faagi sayere ko jur faagi sayer mari géey ko jur sayer mari géey ak Birahim gi mari bàyyi Lamine Koura Géey ñoo bokk ndey ak baay Fama Géey Isa Jóob la seen yaay tudd faagi mari ak Aminte gi mari ak sayer mari ak Birahim gi mari ñooñu laa wax ni ñoo bokk ndey ak baay Fama Géey Isa Jóob la seen ndey tudd Fama Géey Isa Jóob ak Buguma Caam Géey Isa Jóob ak Xujja Géey Isa Jóob a bokk ndey ak baay Buguma Caam Géey Isa Jóob jur waali Buguma Caam mu jur Xadi waali muy mun a Géey mu jur Ndey Faal Xadi waali mu jur Aminte Sorong tubarkalla macha allah Buguma Caam Géey Isa Jóob ak Xujja Géey Isa Jóob ak Fama Géey Isa Jóob Masamba Braan mas la boy ndiku Maxtaar Buuba Fatim Jóob Njaag Maxtaar Buuba Fatim Jóob Samba Nar Maxtaar Buuba Fatim Jóob ak Mborika Maxtaar Buuba Fatim Jóob ak ndiku Maxtaar Buuba Fatim Jóob looloo nu booleeg Ayda Njong Fatim Jóob maaraale sa njob dee Jóob ma ca mbiloor ci bu càkk mi ci daw fal faralo ba mi ci xattee ndeer jaalu yirim jaalu mbañ naa tàggu ko de koo njaay mbañ cukkuli jëleen birim jéeme ku ma njaay buur ba jolo bu kaari bégge sàngu leen dama ne jomba jiñ amul jomba dafay am alhamdulilahi rabbil alamin nit mën na noo xool bañ ñu di ñu waxal lu bon waaye kenn mënta yam suñuy juddu askan noonu bokk tubaarkàlla macha allah ba léegi sunu maam Adama ba ci ñun ñi kenn mësu caa jar fukki dërëm kenn mësu noo moom loolu doy nañu way sëkk dama bëgg bu ngeen ñëwatee di politique kenn ku nekk am nga droit nga samp sa leader kenn ku ne am nga droit nga def say réalisation comme nii may def fortaatu ji lu président Macky Sall def ak ay nitam ñëw tegal leen ngir toj seen xol ngeen kenn bañ leen a bañ a nax waaye ngeen bàyyi bu ngeen demee toog ci rajo yi bu ngeen amul argument di def ay attaque personnelle ñun ñoo bokk dëkk ci digg bi xamante fi bu yàgg 96 ba léegi maa ngi ci dëkk bi gis nga dëkk bi koo fi taxaw wax fi rek mu bàyyi la daf laa xool ba seppali la deful la nawle wala bëggu la sax taxaw di wax ak yow ñu di ko dégg waaye fii ko fi wax mën na la wax ndax dañu ni dëkku ji yàgg boo ko xamalee mu gisal la kon bàyyi leen waxante yu ñaaw yi ci rajo yi barki démb rajo Baslaay bii mu def ak Ibu Seeni Laay defe naa ni ku ko dégg boo dee nit ku bon sax war ngaa làmbaatu ji mbaa nga wëri ba laaj yoonu nit ñu baax ñu wax la ko nga topp ci seen ginnaaw rajo Imam Moustapha Diop bii démb képp kuy jullit te dégg ko war ngeen a delloo si seen xel te dellu ginnaaw ci seen melokaan yu ñaaw yi ngeen di def di woote ci rajo yi di xas nit ñi ak di wax nit ñi lu bon rawatina ñu leen deful dara waxuñu leen dara man Omar Diaw Seck benn laa fi ni kuuru njël ca Paris ku ma xamul it gis nga ma boo duggee ci internet da nga gis sama photo boo demee ci Facebook yi da nga gis sama photo ku ma am lu la naqari ci man wala nga xool ma bañ la waa intéressé ma bu ma génnee ci 116 bi dab ma wala nga woote sama numéro téléphone 646 388 3499 nga jox ma rendez-vous fu la neex jàkkaarloog man loo ma bëgg wax nga wax ma ko yi ngeen di def du fulla du fayda bàyyi leen xaste bàyyi leen wax nit lu bon te yéen ki ngeen di wax nit lu bon yéen man tubarkàlla macha Allah lu ne wax ngeen ko président de la république daf ma daggal salaire rek président de la république daf may fay ragal leen yàlla dee leen wax bu nga xamante ne bu ñu leen tegalee kaamil tey ni leen teg leen ci seen loxo waat ko ngeen waat ko man président de la république bu ma mayeen château sax bu ma ca dëkkee jàmm rek laay am bu ma joxoon ni milliard bu ma ko lekkee bu ma géexee mu rees ndax meew jombul pël man président Macky Sall du ma ni kenn liggéeyalu ko de waaye kenn ku ko mën ci digg dëkk bi tubarkàlla li ñu ko fi liggéeyal kenn mënu ma ci ni ngeen amee droit nag seet fu leen neex seet ci opposition ngeen di ci bokk noonu laa amee droit seet fu ma neex ma di ci bokk ci mouvance présidentielle di jàppale le président de la république Macky Sall kon ay nit bu ñu dajee ay gor nekk ay julit nekk nit ku nekk sa morom mooy sa gaynde sa nawle mooy sa gaynde ay nit dañuy mooy tonte bàyyi leen tooñ lu ridicule la lu ñàkk fayda la lu doyadi la lu ñàkk jom ci nit la ñun tubarkalla macha allah ñun dañoo nekk ba ñëw Amérique dooru liggéey man ba ma amee 19 ans laa nekk fonctionnaire de l'État boo demee Sénégal tey sama tur nga ca ministère de la culture may xëy di liggéey ci théâtre national Daniel Sorano gouvernement di may yeb ci ay avion di may yóbbu ci ay festival di may yóbbu ci ay spectacle may représenté ji sama réew nii équipe nationale football tey jii ñoom El Hadj Diouf ak ñoom Sadio Mané ñoom ñëpp di représenté seen réew ci football ma di ko représenté ci culture nekk ci ballet national man li may def na bu ma ko man li ñu dagg passe di ko seetaan laay def man je suis un artiste man tubarkalla macha allah ñama bokkal kenn jéppiwu ma ci ba ñu xoolee ba xam ni lii laa bëgg dañ maa bàyyeeg moom te gisuñu ma ci lu ñaaw toxuma cigarette toxuma yamba naanuma sàngara defuma lu bon nit nag man maa xool bañ ma di ma dëkkal fu bon waaye incha allah bu ma kenn gisul ci lu bon mu doy
kenn ku ne sa xetu ngeen mën na la doy foon bàyyi leen wax lu bon nit bàyyi leen dëkkal nit fu bon bàyyi leen ku ngeen mere sosal ko wala ngeen wax ko lu bon wala ku àndul ak yéen ngeen xas ko bàyyi leen yooyu nit ku baax du mel yooyu nit dafay am ruq mën a yow a kan soo wéeteeg sa bopp nga xool sa nawle seet yu bon yi nga bàyyi ko te deful baax ku la xasul bu ko xas ku la waxul bu ko wax man de fii laay toog tudduma kenn xasuma kenn sama yoon nekkul ci kenn ànduma ak Ablaye Wade ànduma ak keneen Macky Sall laa àndal te am naa ci droit ay nit a ngi fii tey jii tubarkalla macha allah nekk ci parti Ablaye Wade bi jàmm laa seq ak ñoom bu ma dajeeg ñoom ci mbedd yi sax dinañ taxaw di wax pendant 5 minutes 6 minutes dara lu ñaaw amu fi parce que politique dafay jeex nit ñi yi ñu bokk moo ëpp lu am moo raw lii comme ni ko président Ablaye Macky Sall doon waxee léegi li ñu boole moo ëpp ay parti moo ëpp ay coalition sama maam nag nee na doon buur doon bumi doon nite ko gën nit dafa nite la ma sama maam doon wax nit dafa nite ko nite leen te ngeen rek le te bàyyi lu ñaaw di ko def ak di ko wax asalaamaaleykum pencum réew mi. allo Omar. waaw ku baax kooku. Omar bul xuloo yow. non xuloo ma damay waxtaan di man xuloo ma. non damay waxtaan. non xam naa day yow nit ànd. kenn mësula dégg nga wax lu ñaaw te gëm naa ne doo wax lu ñaaw fekk. déedéet. xam naa ne nit ku nekk la nga nàmp rek. foo def moom ngay galas. dëgg la. gis nga gor. gor du xaste. rawatina góor. ak kompaloo. ak xaste gor moomu ko. déedéet. bàyyi leen ñu wax yow fexeel sa candidat génn premier tour. mooy am sax incha allah ak pourcentage boo xam ne kenn mësu ko gis. loolu moo am solo dégg naa Mimi Touré. maa kontaan waay. kooku day moom. waaw mais ñi mu doon jàmbaaram mais nañu tontu kenn du tontu. mukk parce que li ma wax dëgg la. très bien parlé dama kontaan ba. dama mujj gaare. jërëjëf yàlla yàlla gën a defal jàmm. amiin na génn premier tour président Macky Sall avec plus de 66% ku mu naqari. nga dem jël sa carte dégg ko boo ko déggee nga xam ne bi lay lan moo xam Fatou Seye yàlla ko def. jërëjëf Joxaane jërëjëf Joxaane démb damay tooñ sama benn xarit ni ko bëgg nga sa carte électeur am valeur mu ne ma naam ma ne ko bu ñu demee ci élection yi na nga ko roofal Macky Sall ma ne ko gis nga foo ko sànni feneen ma ne ko bu ngoon ga jotee ma ne ko di nga xeeb sa bopp xeeb sa carte ma ne ko ndax yooyu yëpp ca mbalit ma la jëm parti yi jëm ci président Macky Sall rek la ñuy tàccu kon nag mbokk yi ñoo ngi jéggalu bu baax di jéggalu ci publicité yi nga xam ne jotuñu ko jàllale incha allah bii di ñëw dinañ ci jàpp bu baax di félicité Adjaratou Aïda Ndiongo di ko ñaanal di ko jàppale di félicité sama xarit Habib Diagne ca Texas maa ngi koy bégge di leen wax daal ni àdduna amul solo nañu leen rafetal soow mi dugal ko ci marché maa ngi jéggalu nag yenn saa yi may wax nii laa mel dama laawut su may wax nit ñi dañuy defe ne damay xuloowuma man sama attitude moo mel nii su may wax damay wax ak énergie bu ko defee les gens defee ne man dama mer wala yooyu meruma waaye dama leen di fàttali rek xam ni leen yàlla taw bi mu taw ci suukar ba mu neex moom la taw ci sukkaani ba mu saf-saf wolof nag nee na ndegam sëlloo mën a forto waxuma la ak ndeyam ji ko biiroon di ñaaytu am na béréb yoo xam ne ak façon yoo xam ne bugguñu ñu di fa yegg bugguñu ñu di fa jëm wuti leen argument wuti leen programme wala ngeen wuti candidat yu valable ak wala ngeen wuti candidat yoo xam ne kenn interdire leen réew mi ngeen indi leen mën a liggéey ak ñoom dama ni tubarkàlla mag mu baax daf maa wax lu baax ni ma Omar ma ne ko naam mu ne ma sëñ Abdoulaye Mbacke mu ne naa mu ne ma ca élection yi jëkkee ba Serigne Cheikh yónnee sëñ Abdoulaye Al Amin ci moom ni ko lan nga xalaat ci Abdou Diouf mi sëñ Abdoulaye dafa ni ko garab gi ma jël ji ko ba mu sax ba fruit ya daanu ma di ca lekk ker ga nekk ma mën caa toog di féexlu mbaa may jaamu yàlla du ma ko jëndee garab gi ma nar a jëmbat suba te xaw ma ndax yàlla dana nangu ñëmbat ga mu sax wala naaj wa dana ko rey mu dee loolu nag dégg-dégg la laaj kon delloo si leen xel yi te ngeen fóotaat xol yi te ñu àndandoo def bu rafet asalaamaaleykum pencum réew mi. allo waaw asalaamaaleykum Oumar Diaw Seck. waaw ku baax kooku. man Ami Badji. soxna Ami Badji Bassène na nga def. jërëjëf Badji bisimilah. wallaay ni ma ne la Adja Aïda Ndiongo kooku femme de valeur la. wallaay nit ku baax la Amadou Ndiongo xuj. Adja Oumy Salamata Tall Adja soxna valeur la. yow Macky ku ànd ak moom rek too co moom. déedéet. ku xam rek intérêt Sénégal rek. mooy ànd ak Macky. dëgg la. te xoolal moom day liggéey ba ñëkk Ablaye Wade ko xal boppam. dëgg la. nee na am ay ministère laay yor. dëgg la. wax yaa ngi si audio yi. ci maa nga si WhatsApp bi. dëgg la. ministère bu mu mës a am. day liggéey sans bruit. dëgg la jërëjëf. kon nag la ko xoolal ca kanam rek la jëm. incha allah jërëjëf Badji kontaan nañu ci yéen. sama yam dafa daw. di kontaan ci waa Brooklyn wallaay dëgg la wallaay ndeysaan. dafa daw yal na ko yàlla fal jàmm. amiin jërëjëf.
jërëjëf ñoo ngi leen di jox beneen rendez-vous ba àllarba bii di ñëw incha allah lii di ko may suñu jigéen suñu xarit Ajaratu Ayda Njong kontaan nañu ci moom maire ñoo ngi lay may lii di kontaan ci yow yàlla na la yàlla defal jàmm sa maam nee na ko amul nattu ñu natt la def ci bàmmeel waaye jàmm rek moo am solo après la pluie c'est le beau temps yàlla na la yàlla jubale ak président Macky Sall yàlla bu yaakaaram tas ci yow yàlla bu sa yaakaar tas ci moom Amadou Njong Xuja Jóob laati mbooj ma nungu fari suñu maata gars yi ba àllarba ak jàmm incha allah 30 WPAT Patterson. Are you tired of high cable TV rates? Sign up for Dish today and